mbokk yi na ngeen doxalee ñu ngi leen di nuyu ziar leen gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média dellu si waat ak yéen ci quartier général ni ñu koy defee guddi gu jot ci télévision Futur Média en direct tey tamit ñu dellu seeti àndandoo fas yéene leen gunge guddi gi yëpp du ñu xaar dara dañuy njëkkee ak téléservice bi nag xam ngeen ni li koy ibbi mooy xibaaru jaww ji bis bi tey tombé na ak jeudi 15 juin 2017 ëllëg dina tombé ak vendredi 16 njëkkee kook xibaaru jaww ji ni bis bu jot ak Marianne Siva ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu ni ñu toogal ci plateau bi ak téléspectateurs yi ñuy seetaan xibaaru jaww ji dañu koy tàmbaleek jant bi dina fenk bu si. Pape Cheikh Diallo. way wala boog Wala. Yes. Yeah. wala boog acca waay mu la waay loolu la demee waay yow maa leen bëgg waay booy Mu gër ni di kontaan naa. maa ni woon feeling du ma ko jaay détail grossiste laa ci rendez-vous baa ngoog lundi ba samedi 10h30 14h ci King FM 99.4 King Feeling ak Baye Serre. 10h30 ba 14h King Feeling. est-ce que dëgg la Pape Cheikh dafa ñëwaat kon Pape Cheikh Diallo dafa commencé waat 10h30 ba 14h King Feeling non ku ko tardé. animation Pape Cheikh rek si rajo bi beneen affaire la. non Feeling kasa la Feeling paaj. dina la wax lu baax taggal la say maam may la xaalis parce que émission bu toj lay doon. di nga kontaan di nga bég dootuma zappe feneen ku ko neex na wax la ka neex mais yax yow rek doyul bay des. dindi sa stress tegal la musique ba nga kontaan wala Pape Cheikh fi ñu ko téye foofu la téye da ngay am dara yow. maa leen ko tàmmal dama koy dàbbali ci première radio digitale du Sénégal lundi ba samedi 10h30 14h King Feeling ak Baye Serre. Xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw TFM jërëjëf. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dañoo def faux départ léegi nii xam nga course yenn saa yi mu am faux départ mais bon heureusement ba lu mu métti ci wàllu technique sunu xale yu xarañ yi lijjanti ko ba mu sotti ñuy gërëm bu baax Pape Samba Thiam mbaa jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di gërëm ci ànd bi ak télévision Futur Média dellusiwaat ak yéen ci quartier général ni ñu koy defee guddi gu jot ci weeru koor gi ñu ziar leen bu baax njëkkee ko ak téléservice bi li ñuy doore nag mooy xibaaru jaww ji tey jeudi la suba vendredi Marianne Siva ñu ngi lay nuyu dañuy njëkkee ak li météo wax ëllëg incha allah. laata loolu ma nuyu la Pape Cheikh nuyu ñu ñuy seetaan nuyu également ñu toogal ci plateau bi yëpp xibaaru jaww ji bu vendredi bi alayhi salatu wasalaam festival Salam. TFM lañ bëgg namuñ dara xale yi ñëpp naan TFM lañ bëgg namuñ dara bëgguñ dara seetu Sénégal TFM lañ bëgg waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan TFM waaw TFM jërëjëf seetu Sénégal mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dañoo faux départ léegi nii xam nga faux départ moom dañu koy gis ci course mais dañu koy gis itam ci sunuy yëf mais yàlla ñu yàlla musal ci cat ñu ngi leen di ziar bu baax gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média dellusiwaat ak yéen ni ñu koy defee guddi gu jot ci weeru koor gi quartier général tey tamit ñu dellu si ñun ñëpp a ngi fi préparé nañu leen ay sujets yu am solo am na itam ay gan yu mag yoo xam ne ni fii la ñuy ndogoo tey fii la ñuy xëddee sax bu leen neexee ci télévision Futur Média dañuy njëkkee ak téléservice bi ni ñu koy defee guddi gu jot Marianne Siva ñu ngi lay nuyu njëkkee ko xibaaru jaww ji tey jeudi la suba vendredi lan la météo wax.
laata li météo wax Pape Cheikh mu nuyu la nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan nuyu également ñu ñu toogal ci plateau bi ëllëg incha allah jant bi dana fenk bu 6h41 jotee laata muy soo 19h40 Ndakaaru 24 degré lay yeewoo Diourbel moom 25 degré Kaolack 26 degré Linguère moom 25 degré Saint-Louis 23 degré Podor mook Matam ñooy bokk climat ni ku ci nekk 25 degré ngay xëyee Ziguinchor moom 23 degré Kolda ak Tambacounda ku ci nekk 26 degré ngay am Kédougou moom 25 degré bu ñu demee ba ci ngoon gi Dakaaru 28 degré lay am Diourbel moom 37 degré Kaolack 38 degré Linguère moom 40 degré lay am Saint-Louis 29 degré Podor 39 degré Matam 43 degré Ziguinchor 36 degré Kolda 38 degré Tambacounda mook Kédougou ku ci nekk 37 degré ngay am lu soxol géej gi dana yëngu bu 1h05 jotee laata muy dal 6h55 daa di yëngutuwaat 13h25 laata muy dal 19h50 waxtu yu soxal suñu mbokk mool yi pour ñu ciy dem géej mooy 6h22 bu ñu xëyee ak 18h43 8h22 tamit taamu nañ ci ngir ñu si napp lu ko mooy 20h43 fàttali leen rek boo leen di dem géej bu leen fàtte yóbbaale seen gilet de sauvetage ngir seen kaaraange gërëm bu baax service météo Pape Cheikh. mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax Mariane Siva pare gu ñu ak yow bu ca kanamee tuuti daañu la bàyyi nga gindi internet yi nga xamante ni ñoom itam ak fu ñu mënti nekk ci àddina dañuy àndandoo ak ñun ak hashtag bii di quartier général TFM Sénégal ba Kébetu n'est-ce pas ñu baaxee leen taux de change bi bu ngeen bëggee wecci CFA ak yeneen xaalisu yeneen dëkk yi wan leen ko en même temps ci écran bi njëkkee ko xaalisu Amérique en dollar ñoo ngi koy weccee 588,374 CFA 1 euro ñoo ngi koy weccee 655,957 CFA une livre sterling mooy xaalisu Grande-Bretagne ñoo ngi koy weccee 750,650 CFA 1 yuan chinois xaalisu Chine ñoo ngi koy weccee 86,4579 CFA 1 dirham ñoo ngi koy weccee 60,1240 CFA 1 dalasi xaalisu Gambie ñoo ngi koy weccee 12,8099 CFA. ñu baaxee leen tamit waxtu julli yi ëllëg àjjuma fajar gi jullee mu ngi toll ci 5h21 tisbaar 13h11 ci lay toll bu soobee yàlla takkusaan dina toll ëllëg ci 16h36 timis dina toll ëllëg ci 19h45 gée dina toll ci 20h56. ñu jàll ci waxtu naafile yi dañ ci àndandoo ak oustaz Pape Hann oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar te delluwaat di la jox sa wàccuwaay tey ci quartier général. jërëjëf El Hadj Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar maa ngi lay ndokkeel bu baax a baax ci weeru tedd wii nga xam ni defe naa ña ngay jeexal fukki fan yu njëkkee jeex na. yu ci digg bi ma ngay jeex. wallaahi léegi nag mu des yeneen fukki yi. kon nu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala li mu ñu ci dig lépp gëm naa ni yàlla defal nañu ko. ndax yàlla lu mu narul du ko wax moom borom bi subhanahu wa taala. yonent yàlla Muhammad ne fukki fan yu njëkk yi di yërmande. yi ci digg bi di njëggal. léegi yu mujj yi nag mooy itqun minan naar. mooy yàlla goreel la ca safara. safara moom xaw ma ko cay dem waaye du nekk ki nga xam ni. fonk na weer wi jëfandikoo na weer wi. la ko ci yàlla digal lépp ma ngi cay def kéemtalaayal kàttanam. kon yàlla na yàlla nangul nu. ci darajay Sidina Muhammad. te boole ñu ci ñu muy teral. boole ñu ci moom borom bi subhanahu wa taala ñi muy teral. xam nga laaj Pape yàlla ci boppam du yónni. yonent bu mu yónni rek yàlla la mu la moo ñaalee mooy yërmande. waaw yërmande la moo ñaalee. yërmande nekk ci yow. waaye jëmmi yërmande nag aynu rahmati mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla moo ñaale ko mu nekk jëmmi yërmande. war yàlla ni ko ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin. maanaam moom mooy yërmande en personne. moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam. yàlla ne ko yónniwuma la nderee ngay jëmmi yërmande. kon ca ngay déggee ni ñun suñu waa ji nga xam ne ñële dañ leen a mosal ci yërmande. ñun suñu waa ji ñu bokk ak moom xeet. bokk ci xeetam moom Seydina Muhammad kon ñun dañuy nekk ci biir yërmandeem ga. yàlla ni ko nag yónniwuma la. ci nit ak jinne nderee ngay jëmmi yërmande yow Seydina Muhammad. kon ndax différence am na ci Rahman. ak Rahim. Rahman ak Rahim Rahman moo gën a yaatu Rahim. parce que Rahman yàlla dafa labal képp ku nekk ci àddina ki jaamuwul yàlla dugg na ci biir Rahman ki yàlla digal mu lànk dugg na ci biir Rahman ki nekk ci lu bon saa yu xëyee mi ngi ci biir Rahman mais ki nekk ci ndigalal borom bi subhanahu wa taala mi ngi ci biir Rahman ki ni yàlla amul mi ngi ci biir Rahman. parce que ma ngi am teraangaam. am na milliardaire boo xam ne moom gëmul yàlla gëmul yonent bi. nee na yàlla amul. teewul yàlla di ko jox teraanga bis bu ne. mi ngi ci biir yërmande borom bi subhanahu wa taala. mooy Rahman mooy Rahman. mais Rahim nag mooy yàlla yërëm képp ku jëf ci àllaaxira. mooy waa VIP.
mu ngi noonu rahima ngoog yal nañu ci yàlla boole yal nañu yàlla boole ci ñooña rahima ngoog. non vraiment Mohamed Ndiaye boo bëggee autographe moom fan yii moom. naa la defaral ndax Rahman geeg Rahim gi. non fan tout le temps damay dégg borom xam-xam yi di ci wax et tout ça. dëgg la moo tax ma bëggoon téléspectateurs yi gën ci bàyyi xel. gën ci bàyyi xel yàlla dugal ñu bokk ca ñamuy boole ca ña jëf ëllëg ndax Rahim mooy yàlla yërëm. da doon yàlla yërëm képp ku ko sopp ci àllaaxira mais yàlla mag ñi daan ko firee ni yàlla mooy yërëm képp ku ci jëf ci àllaaxira mag ñi mu ñuy firi bismillahi rahmaani rahim yi bismillahi dañ naan sama wax ak sama jëf maa ngi koy tàmbalee ci burut borom bi subhanahu wa taala bismillahi lillahi yàlla allah yàlla mi nga xam ni moo yeyoo mboolem xaaju cant yi ñeent boo ñëwee ba ci alhamdu mais bismillahi sama wax ak sama jëf maa ngi koy tàmbalee ci buru turu borom bi macha allah arrahmaani yàlla mi nga xam ni mooy yërëm képp ku nekk ci àddina arrahimi yàlla mi nga xam ni mooy yërëm képp ku jëf ci àllaaxira noonu la ko mag ñi daan firee pour nga mën a góorgóorlu am jëf goo xam ni ëllëg boo dekkee am ay yiw pour dem aljanna li nga wax rek rahim VIP yaa fay dem doo ci benn doo rahman doo rahim raxu kan man mi raxu waaw mooy ñetteel bi ndeysaan non waxal ak man toon yow yaa ngi ci biir rahim ak pour soxor moom fan lañ leen dugal parce que am nañu iñaan ak noonu yuy saf soppe yi ak ñi nga xamante soo gisee soxor yi lañ leen dugal soo gisee ma bëgg a nekk député am nañu bokkul rahmaan yi am nañu bokkul rahim soo gisee ma bëgg a nekk député waaw mooy pour su ma demee assemblée woote fa loi boo xam ni yaa ngi propagande nii woote fa loi boo xam ni loi bi waaw ku soxor dañ lay tëj juróomi fan ala kulli yàlla police yi sunu si police yi Sénégal ak gendarme ñoo dàq enquête ci àddina bi wallaahi ku nu jàpp bala ñu laa laaj permis sa kanam la ñuy xool waaw bu nu xoolee sa kanam birliwul ñu droité la mais ñoom ñoo gën a soxor ñëpp non soxorul noonu soxor déglu rek Mamadou déglu bu nu xoolee sa kanam birliwul waaw ñu tëj la ku wax lu bon ñu tëj la juróomi fan ku xas nit ñu tëj la juróomi fan ku wax lu ñaaw ñu tëj la juróomi fan ndaw kaso yu fees ku iñaan ñu tëj la juróomi fan ngay wax ni moo xew ci réew mi nag loi boobu daal man moom laa bëgg a woote laa bëgg su ma demee assemblée ndaw Guantanamo ma woote ko réew mi dafa mel ni léegi wax xastanteeg waxante lu ñaaw ak yooyu dafa nekk lu tendance li ma ci namm lu lépp léegi nit ñi arme lañ ko def alaaj Pape loolu li ma ci namm c'est grave mooy am réew pour mu dox il faut ñu laabal suñu xol waaw ñu defar suñu xol am réew pour mu dox il faut que sa xol laab nit xol dañ koy examiner wax naa la ko comme ni ngay examiner sa jëmm am na ko dem hôpital def bilan gisuñu benn feebar mu dem ci sëriñ si ñu ni ko jox ko saafara jox ko takk mu takk muy gën a feebar bu hôpitaux yëpp alalam jeex xam nga lu ko dal xol ba dafa soxor tey xol dafa am problème xol xol nag da nga koy faj xol bu feebaree li koy faj mooy mbaax di saxoo kalimatu laa ilaha illallah soo koy wax di bëri ay istighfar di julli ci Seydina Muhammad bu ko defee nag sa xol day commencé di mooy tàppe gi góor gu sell gi daan Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh radiallahu anhu sa way jur ba daan wax ni de na ngeen tàppe xol yi gis nga nit dafay dal yàlla neen ala bi zikrillahi tatma'innul qulub tudd yàlla dafay dalal xol benn docteur li tax mu tuub dama faat tur bi moom day def ku mu opéré tubaab la bu opéré koo xam ni du jullit day gis xol bi day tëb mais bu opéré koo xam ne day tudd yàlla jullit la day gis xol bi day dal mu laaj lii lu mu doon ñu ne ko mooy ñii nga xam ne dañuy tudd yàlla ala bi zikri lay tatma'innul qulub tudd yàlla dafay dundal xol inna salaata nag inna salaata tanha anil fahsha'i wal munkar alquran la yàllaa ko wax li nga wax ni yàllaa ko wax te ngeen maa def conférencier bokk waaw mat nga ko yaa ngi dégg mën nga ko mais alaaj Pap yàlla dafa ni julli dana inna salaata tanha anil fahsha'i wal munkar gis nga booy julli bi ci boppam moo lay mujj teree laa def lu bon dera laa def lu ñaaw macha allah gis nga booy julli sa xol dafay laab sooy julli da ngay bëgg yàlla booy julli da ngay bëgg Seydina Muhammad booy julli googu sellte gi nekk ci yow alhaaj Pape ku la xool sa kanam dafay belli alhaaj Pape julli googoo tax macha allah tey di ñaar fukkeelu fan ak benn di guddik 21e nuit boo ci jullee ñu ni da nga ciy def ñeenti rakkaa naafila ñeenti rakkaa yi ñaari sëlmal lay doon rakkaa bu ne nga jàng fatiha ak fukki qul wallahu ahad waaw tey jii ci guddi ñeenti rakka la mais rakka bu ne mais ñaari sëlmal lay doon boo jullee ñaari rakka nga sëlmal julli waat ñeneen ñaari rakka nga sëlmal mais rakka bu ne nga jàng fatiha fukki qul huwa allahu ahad waaw am na boo leen nee lixlaas am na ñoo xam ne xamuñu woon lixlaas lu muy firi lixlaas xulu dañ naan lixlaas mais lixlaas mooy qul huwa allahu ahad nga jàng ko fukki yoon mi ngi nii la ca nekk ci ay ngëneel nekk ca ay teraanga la borom bi subhanahu wa taala dig ci guddi googu mi ngi noonu moom borom bi subhanahu wa taala nga xam ni yàlla
yërmande bi ëpp na mi defi wa rahmatullahi kullal xalqi xad wasiat min fajirin wa mutiin zahidil bari la samam Cheikh Sidil Hadji Malick wax mu ni wa rahmatullahi yërmande yàlla ñun ko si mu ni xad wasiat ëpp na mi defi li muy firi ci lugatul arabiyya ci langue arab xad wasiat mooy yaatu na góor gi ne yërmande yàlla ëpp na mi defi mu ni min fajirin laa la moom kàccoor la yërmande yàlla ëpp na ci moom wa mutiin aji topp yàlla yërmande yàlla ëpp na ci moom zahidin ku dëddu àdduna baari ku baax ñoo ñëpp alaaj pap yërmande yàlla ëpp na ci ñoom kon dañu ñaan bu nu yàlla atte ëllëg yàlla nu yàlla attee ci yërmande ndax dafa bëri yërmande jërëjëf Oustaz Pape Hann mbokk yi mu ngoog bu leen fàtte ni itam ni bis bu jot dañuy ibbi téléphone yi même bu ngeen ñu jotul en direct bu ngeen xasee ba woote lii seen wërsëg ci ñuy séddale ñun dañu ko tuddee suukaru koor mën nañ leen ko baaxee diggante cuisinières yeeg téléviseurs yi li ci gën a mag nag ñu koy joxee suukaru koor ay billet Makka la liñ fi am donte néew na daañu jéem rek tànn tuuti ci ay téléspectateurs yoo xam ne ni daaw quartier général moo leen di yóbbu Makka ca dëkkuk Oustaz Pape Hann ba nga xam ni foofee ñi fa bëgg a dem bëri na ñi fa mës a dem it at bu jot dañuy bëgg a dem donte damay faral di dégg tooñkat yi ñu naan Makka metti bërëb bi nag Oustaz defe naa luñ ci waxaat rek répétition lay doon waaye daañu jéem xool naka la ñuy def ba yóbbu ñu bëri laata ñuy jeexal saison wu quartier général bi pour ñu yóbbu leen Makka foofee nag wóolu naa ci waa Sira Voyage ak ñooñu wóolu naa leen ci lool sax Sira Voyage man la ñuy àndal wallaay man lu ñuy àndal te bu nu daal demee bëgg naa ànd ak yéen ren loolu jaadul nag alaaj Pape xam nga takk naa sama mbubb bi daal takk naa ko ci sa ziar ba ma lay defal Pape Samba indi ma rasulullahi bi nga kullu ziar ba ngay def alaaj Pape ñu dem wan la Uhud nga xam ne 70 général yi fa la ñu daanu mi ngi ni tiraayam bi ndam kese la moom rasulullahi ñoo ko bañoon ñëpp fàtte nañu leen inna siraja iza abitha bi daw ihi yasdaadu fihi daw uhu takmila waykatu arab dafa wax ni inna siraja naka lamp iza abitha ndéem yaa ngay fo bi daw ihi ci leeraay ba moom lamp ba yasdaadu fihi daw uhu takmila leeraay lamp ba dafay gën a yokk gën a mat moo tax tëraayam bi ndam kese la alaaj Pape nga xam ni la fa nekk ci ay ngëneel ak teraanga ñi demagul daal yàlla ñu dem ñi dem ba noppi yàlla ñu dellu ci daraja yonent bi alayhi salaam kaaba gaa ngi nii nag boo fi taxawee sa diggante ak yàlla dara doxatu fi dara doxatu fi jinne yaa ngi tawaaf lépp ngi tawaaf nit yaa ngi tawaaf lu dul yenn saa yi ngay dox borosu kenn fekk xam jinne la xamoo lu mu doon lépp ngi tawaaf baytul ma'mur ko tiim chaque 1 heure de temps 70 malaaka dugg 70 malaaka génn te malaaka bu génn dootoo dugg kon ci heure bu ne minute bu ne yàllaa ngay bind ci leeru rasulullah yi ay monde yu dul jeex yàllaa ngay bind ci leeru Sayyidina Muhammad ay mbindeef yu dul jeex alaaj Pape daal fii ñi fa demagul yàlla nañu dem ñi dem ba noppi yàlla nañu dellu ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam nuyu ma nag sangu yu tedd yi ma seqal plateau bi ñoom ñëpp maa ngi leen di ziar yaa Muhammad ñaanal si Ahmad Tijani waaw sunu soppe Muhammad waaw ñaanal leen sama jigéen yu baax yi ñoom itam yal na yàlla gën leen a barkeel ci darajey Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alaaj Pape am nañu mbégte wallaahi kon mbokk yi bu ñu jàllee ci leneen da ciy bokk fa ñu jëm léegi nii muy Touba daañu waxtaan léegi nii ci laylatul xadr bi oustaz waaye ma bëggoon rek profito jébbal njaaluk quartier général njabootu Gaynde Fatma yëpp ci génnuk àddina Serigne Alioune Mbacké Serigne Alioune Mbacké nag ñun démb la ñu yëkk génnuk àddinaam mu nekkoon góor gu sell koo xam ne ni defe naa li mu jàngale bëri na waaye yow it miin nga ko bu baax oustaz Pape Hann nekk suñu soppee nekk suñu sëriñ bi ñuy mujjee gisee maak moom daf maa may xaalis ñaanal ko borom bi subhanahu wa taala yal na yàlla yokk leeram yàlla kawel aljanaam ci darajey Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko ay waajuram teeru yal na ko ay maamam teeru lii rek mooy wane firnde la gu sëriñ bi joxe ni àdduna bi kenn ku ci nekk war na ko bàyyi xel mooy demal maa ngi ñëw xam nga bu ñu la waxee ni sëriñ bi mën nga ni dara dalu ko woon malaise la am jaare fa génn àddina ci li ma dégg ci ay wax nga xam ni yenn saa yi nga nuyoon teeg nit rombanteeg moom tuuti rek ñu woola ne la génn àddina loolu alaaj Pape moo lay bàyyi taxaat nga gën a bàyyi xel yàlla taxaat nga gën a bàyyi xel li la fi indi lu mu doon waaye itam nga bàyyi xel ki la fi indi ku mu doon te mooy borom bi subhanahu wa taala Serigne Alioune Mbacké nag bàyyi woon na xel boromam nekkoon ci liggéeyu maamam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mais doon woonu maamam ja Moustapha Mbacké mais doon baayam ba nag Cheikh Mbacké Gaynde Fatma ci fulla ja ci personnalité ga ci mbaax ga mais fekk na magam ja Serigne Mbacké soxna lo waaw fekk na magam ja Serigne Mbacké soxna loo mu baax ma mu tabe ma nga xam ne bu la mësaana may rek nga jaawale yow mbedd ma nga jëm waaw moom nga xam ne ñoom tab moom la ñu ne woon amul poos mi ngi noonu bu la mësaana may rek da ngay jaawale sa kër mbedd ma nga génnee pour jaare fa da nga koy jaawale wallaay moom Serigne Cheikh Mbacké taaw la ca ndaam
mi ngi noonu suñu Mbàkke soxna loo fekki na leen fekk na Serigne Saliou Mbàkke fekk na maamu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu nu ngi koy ñaanal yal na yàlla yokk ko yërëm yal na yàlla yokk leeram ci daraje si biram ngir waxtaane ko tuuti rek moo tax ma bëggoon ñu dem Touba fekk fa ki nga xamee ni mooy Serigne Djily ñu koy ndokkeel di ko ziar sëñ bi kontaan nañu ci nangu gi nga ñu nangul ñu jokkook yow léegi nii foofee nga ne xam naa ni amoo benn yoon jot ndax tey Touba yëngu na ci guddik laylatul xadri gi Serigne Djily ñu ngi lay nuyu di la ziar di la masawu itam ci génnuk àddina sa Serigne bi di Serigne Alioune Mbacké. waa koñ jërëjëf inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aleykum salaam. Serigne Pape Cheikh. ñu ngi leen di delloo nuyoo bu baax. yaag Alaaji Makumba ak ñoom Soxna Mariane ak mboolem ñi nga bokkal plateau bi. wallaay xale yi xamuñu ni Makumba la tudd moom Pape Anne Makumba Anne. wallaay Alaaji Makumba Anne la tudd waaw Alaaji Papa Makumba Anne. Alaaji li maa ngi lay nuyu sama xarit. waaw di mbokk sama seexu baax Makka ñëpp wax dëgg yàlla. mais Alaaji Pap bala nga xam ne jiilee baax nga ànd ak moom tukki. ci tukki ngay xàmmee nit ñi. nit ku tedd ngi nii maag moom bokk nañu néeg weer. ca laa xam ka nay Serigne Djily Niang maa ngi lay seedeel ni yar gi mu wane mbaax ak yar gi mu wane ci télévision bi yiw gi mu wane ci télévision bi Serigne Djily Niang mi nu ko raw la mel Niang maa ngi lay ñaanal yal na yàlla yokku la dëgëral nit ku tedd nga nit ku baax nga yal na yàlla lafal la cat ci daraja yonent bi amiin nan ko yàlla boole amiin nan ko yàlla boole Pape moom li nekk ci moom rek moom la may wax dañ ni nit ki bu la joxañee benn baaraam di tudd sa mbaax yeneen ñeenti baaraam yi mu bank xam nga ci moom la jëm kon benn bu ma baax rek baax na juróomi yoon moom lu ko ëpp ci waaw moom yàlla na ko yàlla lafal cat rek amiin waaw tey nag muy bés bu diis ci ñun mën naa ni biig bi ma koy yëg booru ñetti waxtu ci guddi ba léegi daanaka dañoo jaxasoo wallaahi ak du ma ni sax waa Touba waaye Sénégal yëpp ndax ki ñu ñàkk tey moom dafa xamoon li mu doon xamoon fi mu bokk daan ci bàyyi xel saa su nekk xamoon ni Cheikhul Khadim mooy maamaatam xamoon ni sëñ Modou Moustapha mi sëñ Touba jëkk taamu mu wuutu ko mooy maamam xamoon ni Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ni moom àddina bi yëpp ñoo ko seqoon xamoon ni mooy waajuram mu yàlla dogal mu bokk ci ñi nga xam ne dañoo féete woon ci kër yi nga xam ni daan na bare lool lu fi sëñ Cheikh daan nekk muy kër gi fii nga xam ni quartier ba sax dañu naan faf Sicap sëñ Cheikh wallaahi nga xam ni daanaka saa su nekk kër ga xadara la boo xam ni Sénégal gépp fay daje këru diine yi bu fa njabootu Seydi Alaaji Malick Moussane nekk da ngay jàpp ni sëñ Aliou Tidiane la bu njabootu Seydina Limaamu rawaate na nag kii ñu tuddee waajuram sëñ Cheikh Mbacke Laay boo leen fekkee ñu toog da nga naan sëñ Aliou Tidiane la chérif yi njabootu Cheikh na Cheikh Sadou wala waa Ndiassane buñ fi mësaan toog nga ni sëñ Aliou Khadir la parti ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi président Macky Sall mii sama waa ji bi yàlla dogalee mu jógee ci ki nga xam ni yàlla dogal na seen diggante moo président Ablaye Wade ñagas sëñ Aliou bokk na ci benn yi daan ñame toog ak président Macky Sall wala di gis ak moom ndax booba ñi ñame wane seen ànd ak président Macky Sall ndax digganteem ak président Ablaye Wade booba barewul waaye sëñ Aliou moom dafa mës a gëm ni moom cër bi mu yor sëñ Tuubaa ko jox waaye du caageenu ànd ak nguur wala ñàkk ànd ak nguur moo koy xañ dara moom personnalité boobu la doon doxe moo tax bu ma saan xewle ni ngay gisee pouvoir bi noonu ngay gisee opposition bi waaw boo ñëwee këram ñëpp nga fay fekk xew mu am da ngay gis pouvoir gis opposition ni mu doon ànd ak yow itam ba nga jot pouvoir ni mu ànd ak président Macky Sall ba mu jot pouvoir itam yàqalu ko ñeneen ñi nga xam ne itam ñi ngi yóotu ëllëg fii président Macky Sall toog mu war fa toog ni mu ŋànke woon ni mu dajale woon nitu diine yi noonu la dajale woon itam nit yi nga xam ne mooy nitu pouvoir bi moo tax Sénégal gépp ñàkk wallaay médiateur nga xam ni tey sa waajur noppalu nga xam ni keroog àddina bi yëpp fa daje wallaahi kilifa yëpp sëñ Cheikh Sidi Mokhtar sëñ Muntaxa moo ko teewal sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum sëñ Abdoul Aziz Al Amin bii di xalifa tey moo ko teewaloon ci dëj bi fii ci Sicap keroog bi nga xamee ne sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum yàlla dogal na mu wàcc man mii bi ma ko yëgee ci guddi gi moom laa jëkk woo xalaatuma woo Pape An xalaatuma woo kenn waaye moom laa jëkk woo ndax xam digganteem ak sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum
mu daal dee ni ma am na mi ngi nii ñuy yóbbu ma ne ko sëñ bi yow foo nekk mun na man de damaa bëggoon fajaru fekk déedéet yow sëñ bi mënoo loolu yow kañ gannaaw ñi ngi dem yow kañ daal di ciy topp rek man maa ngi nii di dem ci télé bi maa ngi jéem a jot suñu directeur ci laa wooyu Bouba Ndour nga xam ni bi muy yeggee ba ñu defar ba noppi ma nekk ci télé bi daf ma daal di woon ni man de santaat naa la bu baax a baax ndax dama naroon rek bàyyi leen ñoom ñu dem ci guddi gi man ma xëy dem bu ma teewee fekkee teewee denc bi yow laa koy sante wallaahi moom woye fa woon na noonu baaxe woon noonu nga xam ni ku nekk mënoon nga ko jox conseil mu jël ko sëñ Aliou noonu la meloon wallaahi sëñ Cheikh dafa keroog la ma nettali ni ma bu ma toogee ak waa kër sëñ Cheikh dafa naan leen kii sëñ Aliou Mbacke mii mooy sama doom yéen sama seen la waaw waaye kii moom kii laa jur wallaahi Aliou mu sëñ Cheikh mii wallaahi Pape kooku Sénégal ñàkk Cheikh Sidi Mokhtar bàyyi woon ko xel gis nga nganu Cheikh Sidi Mokhtar gii weesu bi sëriñ bi yónnee sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ay teranga bi mu demee ba sëñ Cheikh woolu ko daal di koy booleeg sëñ Pape Malick bi mu génnee rek daf ma daal di woo li ma jiiri foo nekk ma ne ko maa ngi fii mu ni ma léegi damaa bëgg fekk la ci sëriñ bi ndax sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daf ma yónnee ak rakkam maag Pape Malick ñi ngi ñëw pour santal si ko sëñ bi damaa bëgg nga fekkee jataay bi mën ko yaatal yàlla xam na ni keroog ñoom ñaar ak sëñ Cheikh Sidi Mokhtar ak sëñ Cheikh Ndiaye mii bëkk néegu sëñ bi man maa leen juróomeel man maa leen juróomeel keroog wallaahi noonu la meloon yor pusoom di ñëw saa su nekk moo tax tey ci levée du corps bi fii hôpital principal Sénégal gépp fa teew wallaahi ñaan Touba itam gannaaw taksaan dëj bi kazalika naka noonu maanaam guddi màggal Laylatul Qadr dëgg la day guddi gën ci guddi yi waaye yàlla it tànnal ko bis boobu ndax xolam ndax ni mu meloon ci réew mi moo tax mënu woon am mujj gu rafete nii xam nga yendoo jàngal sa waajur ay kaamil ñu jàngal ko xasaay di nga xam ne yow nit ñi ba 11h ñi nga mujj gis ba ay 11h yaa ngi leen di gis tegoo ci lu mat waxtu nga jóge fi loolu dem bu gën a rafet loolu waaye ñu lay denc bés boo xam ne itam Touba gépp ñi ngi yendoo jàng alxuraanu karim ak jàng xasaay di ngir waajale ko guddi bàjjanam waajuram gu tedd woo di soxna may maamam ju tedd jooju macha allah mu dem ci wallaahi nga xam ne lu yéeme nga xam ne moom dafa jaxasoog soxna may ndax Cheikh Abdou mii di rakkam Cheikh Abdou Gaynde Fatma soxna Bali mi ko jur soxna may ko jur nga xam ni tey jii bés bi ñun ñëpp ñoo fa daan nekkandoo Cheikh Abdou njaboot soxna may mu dem ci itam loolu yëpp daal yàlla dogal itam ñun ñu amaat ci beneen cër groupe Futurs Médias ndax digganteem ak président Youssou Ndour xam nga dañu nekk ay dëkkandoo xam nga ku ne xam nga ni Youssou Ndour ba rëbb liggéeyam kaay bu foofu ci Sicap ak kër sëñ Cheikh googu ak ay rakkam yoo xam ne ku mel ne sëñ Kader Mbacke ñi mu meloon ak président Youssou ak yooyu yëpp taxoon na ñoom ñëpp ñu ko doon bàyyi xel te fu mu mës a dégg itam bu déggoon tey jii ni Djily Niang ak Pape Hann am na lu dox seen diggante du am jàmm te woo Alaaji Makumbaan defal ko wallaay sëñ Djily wallaahi nga xam ne médiateur nekkoon koo xam ne daal moom daal li Alaaji Makumba wax léegi rek mooy dem moo mënta ñàkk ko xool magam ji baax ji fi jóge bërki démb sëñ Mbàkke Mouhamed nga xam ni ba léegi rangoo ñi duñu fer mukk ndax baaxam terangaam mu nekkoon na xaritam lool moom it mu roy ko ci loolu bërki démb rek am na ku ma dégg muy wax naan fukki grand bubu jesner la ñawloo ndoo joxandoo ko sëñ Aliou mii bërki démb rek wallaay kon royoon na tab ga woon ca waajuram wu tedd wa sëñ Cheikh waaye royoon na ko ci magam ji nga xam ne xaritam la woon muy sëñ Mbacke Mouhamed waaye ñoo ñëpp tey jii ñi ngi ci biir suuf ñoom ñëpp tey jii ñu ngi ci biir suuf seen maam ju tedd ji Cheikh Mamadou Moustapha kazalika naka noonu yàlla na yàlla yokk seen leeram amiin yàlla na ko yàlla wane la ñooñu ñëpp amiin ñu ngi koy jaale président Youssou Ndour nga xam ni yàgg nanu loo xam ne diggante boo xam ne ëpp na fanweeri at wallaay yàgg na jërëjëf waaw di ko jaale ñooñu ñëpp di ko jaale groupe bi yëpp itam macha allah waaw directeur yi yëpp Birane ak ñoom Ndiago directeur Bouba yéen itam di leen ko jaale bu baax a baax jërëjëf Sénégal gépp daal ñoo ñàkk waaye ñun ñëpp itam nañ ko doolee ñaanal macha allah yàlla wane la kaat maamam ju tedd ja wane la kaat rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wane la kaat ñu baax ñëpp daal yéen it yàlla defal leen tawfiq defal leen ndam bu baax a baax amiin incha allah bu subaa leen koy ñaanal fii nga xam ni fi la doon defee démb rek ñaanu waajuram wu jigéen bi suba incha allah fii ci Sicap Sëñ Cheikh incha allah ba fi lañ koy ñaanal bu soobee yàlla incha allah fa la ñuy yendu incha allah bu soobee yàlla jërëjëf Serigne Djily ñu ngi lay gërëm bu
bu baax yal na yàlla yàggal sa taxawaay ci réew mi xam naa ni lépp loo xam ne tukkee na ca lay am itam ca Touba dañ ko baaxee téléspectateurs yi fii léegi ëllëg sinon mën ngeen ko seetaan ci suñu télé bu bees boobulee ñu tuddee TFM religion donc ñu ngi jàllaat encore jabootu Gaynde Fatma yëpp ki nga xam ne ni mooy sëñ Aliou Mbacké di ko jàll surtout sëñ Abdou Fatah Mbacké mi nga xam ne nii moom it boobu ba tey mu ngi àggali liggéeyu magam ja Sëriñ Mbacké Soxna Lo di bàyyi ci soxna Nabou Mbacké waaye jur la itam ci soxna Mbodj Mbacké mu sëñ Bass Abdou Khadr waaye jur la itam ci soxna Moursidatu Mbacké donc sëñ Aliou Mbacké ñu ngi koy jàll Sénégal yëpp ak kull koo xamee ni rek bokkoon nga ak moom. jërëjëf alaaj Pape ñaanal ko yal na yàlla yokk leeram mais boo gisee sëriñ ji li ni mu waxee léegi alaaj Pape mooy looloo lay tegtal di wan la ni sëriñ Aliou mi waajaloon na xel bés bi bàyyi woon na ko xel bu baax a baax dund gi bàyyi woon na ko xel ci toppatoo mbokk gi ci mbaaxam ci yëg doomu aadama yi mais ci fonk mag ñi ci comprendre àddina waajaloon na bés bi la borom maqamatul xarir waxoon ni amal ximaamu mi aaduka fa ma iadaaduka mu ni ndax du dee mooy rendez-vous bi mu ni rendez-vous boobu nag ana lan nga ko préparé mi ngi noonu innal manuuna la borom daal yi wax hiya fa man yakun lam yantahi ci bi raxlihi fakka an xadi bi maanaam fakka an xad salakahu mu ni innal manuuna naka dee hiya moom asabilu mooy yoon wi mu ni fa man yakun ku nekkul lam yantahi ci ngiróowu ko préparé wu ko bi raxlihi ci laxasam mu ni fakka an xadi bi maanaam fakka an xad salakahu ba daanaka rek soobu nga ci yoonu dee kon kenn ku nekk war na ko bàyyi xel ñaan sëriñ Aliou yal na ko yàlla yokk yërëm jàll ko mboolem njabootu Cheikhul Xadim gépp njabootu Seydil Hadji Malick gépp ëttu këri diina ji ñu ngi leen ko jàll ko njiitu réew mi jàll ko président jàll leen ko yal na ko yàlla yokk yërëm ci daraja Seydina Muhammad amiin waaw kay jërëjëf Oustaz Pape Hann tey nag ci li ñuy àggal yi xam nga ñun moom Sénégal bu ñu xasee ba ndogu rek dañuy lekk guddi gi yëpp waaw suñu xel nag dafa ne ci gratin de pomme de terre bu am ginaar moom laa commandé tey ci chef Babacar. pomme de terre bi la ñuy def ginaar ci biir waaw dañu koy gratin we daal am na lu muy demee xam ngeen saa yi ginaar nga xar ko fekk ci surprise wallaay moo tax réccuwuma benn yoon li fi Alfi nekkul Alfi ñu ngi koy nuyu d'ailleurs mu ngi ñuy seetaan depuis Paris alors il faut que ñu tendance ko ak chef Babacar chef ñu ngi lay nuyu Sénico moo ñu ko yebal yi nga xam ne ni moo ëpp ferñeent ci produit yi muy meewu alib diwlin jadida ak beurre jadida moom nga ñu indil guddi gu jot ci pàcc bi ci quartier général donc tey wax naa ko léegi li ñu nam rek mooy gratin de pomme de terre ak ginaar. oui Pape Cheikh maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam. ñu ngi lay fay. waaw comme ni nga ko waxee rek tey maa ngi leen di gratin de poulet et de pomme de terre. moom laa gratin de poulet et de pomme de terre. waaw moom Oustaz nee na fu pomme de terre bi ne ci biir ginaar gi wala ci biti. bon poulet bi da ngay gratter pomme de terre bi. waaw boo ko gratter ba pare boo ko lalee ci moule bi. nga laal première couche bi après nga togg poulet bi ak sauce tomate. tomate poulet bi. xam nga su fekkee tomate concentré bi day xaw a sonal nit ñi. concentré bi mooy loxoti bi. waaw day xaw a sonal nit ñi ci guddi waaw guddi gi day sonal nit ñi. waaw léegi nag boo amee tomate poulet bi mooy xaw a tane. mooy xaw a tane tomate poulet bi mooy xaw a tane. moom la ñuy togg ak poulet bi nag. moom la Mbaye Dieye ni woon Youssou Ndour jox ma tomate loxoti bi. waaw kenn musul gis loolu. woy na ba xamatul lu muy woy mujj gi mu togg ceebu jën man musuma gis Youssou yàlla guddal fanam. waaw léegi nag moom la ñuy booleeg poulet bi teg ko ci tegaat gratin bi kii pomme de terre bi ci kaw. macha allah waaw wallaay oustaz yow bu la gënal pomme de terre bi ci biir wala ci biti. non da ko bàyyi ci biti rek laal ko noonu. ok. waaw incha allah. kon ñu bàyyi la nga toggal ñu ko chef ñu gërëm bu baax Sénico ak képp koo xam ne ni partenaire nga ci quartier général Marianne balaa ngay expliquer internautes yi naka la ñu mën a def pour bokk ci QG bi dañuy nuyu Mamadou Mouhamed Ndiaye mais fàttali leen ni tey on sera très sport ñi nga xam ne ni ñoom ñoo gën a nekk kàngam ci wàllu tàggat yaram ci télévision Futur Média ba RFM ñoom ñooy Cheikh gan yi muy Cheikh Tidiane ak ki nga xam ne ni mooy Malal Junior Diagne Mamadou Ndiaye ñun ñëpp a ngi fi ren nag c'est dommage que Mame Fatou Ndoye daf ñëw faux bon mais bon on espère la voir bientôt ci télévision Futur Média d'ailleurs ñu ngi koy nuyu parce que téléspectateurs yi depuis que ñu commencé QG ñu ngi ñuy yónnee ay messages nam nañu Mame Fatou Malal Junior Diagne mu ngi fi ak ki nga xamante ni mooy Mamadou Ndiaye entre autres Idrissa Gana Gueye dina nekk ci plateau bi ak sama beneen champion bi Pan. n'est-ce pas Pape Cheikh gannaaw moom la nuyu téléspectateurs yi nuyu ñi nekk ci plateau bi comme ni nga ko waxee tey moom on sera très sport dañuy recevoir suñu gan yi tey du yàgg dara muy Idrissa Gana Gueye ñëpp xam nañ ko nekk fële Everton def saison bu exceptionnel mën nañ ko wax bokk ci nga xamante ni ñu ràññeeku la fële ci Angleterre ak club bii di Everton recevoir it ki nga xamante ne mooy Pan nekk fële ci Turquie muy Pape Alioune Ndiaye nekk Turquie nekk Ousmane Sport moom tamit am taxawaay bu am solo surtout ci équipe nationale bi bokk na ci nga xamante ni am nañ taxawaay bu am solo ci CAN bi ñu génne muy CAN 2017 bi ci kanam xam naa nañ ñëw ak
ci ñoom Cheikh Tidiane ak Mamadou Mamène Ndiaye ak Malal. bu ñëwee ñu yaatal ko bu baax xool waxtaan ak ñoom surtout équipe nationale. ak seen avenir surtout ci saison bi ñu jëm. voilà et puis deuxième partie bi daañu recevoir ki nga xamante ni mooy Mamadou Djigo directeur général bu ANAT ñoom nag dañuy yëngu ci lépp loo xamante ni jëm na ci wàllu dëkk beek naka la ñu koy defaree daañu waxtaan ak moom ci agence nationale de l'aménagement du territoire bu ca kanamee moom mooy nekk invité deuxième partie bi xam nga fi mu ne li ci xajul yëpp il faut que ñu xajal ko ci parce que bëri na ci ay kilifa yu bëgg a ñëw quartier général malheureusement du ñu mën a recevoir ñëpp ndax koor gi li ci des bëreetul mais daañu jéem rek ñambaas ci lépp loo xamante ni soxal na réew mi ci ay kilifa ak naka lañ leen di recevoir ci plateau bi Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar taalibe Serigne Saliou yi Serigne Saliou bi n'est-ce pas ni nga ma ne xujj moo tax cat di ma topp xam nga nit tamit kenn du ko xool yu rëy waaw te vraiment yow voilà vraiment daal voilà intiche mintiche quand même ah Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu ngi lay nuyu yéen kaay yi la ñuy ubbee ak yow tey yi nga xamante ni ñoo attiré sa attention defe naa bëri na ci seen i xët ak façon bi ñu bindee actualité yi. noonu la Pape maa ngi lay delloo nuyu bu baax a baax nuyu téléspectateurs yu télévision Futur Média nuyu ñu bokkal plateau bi doore ko sama kilifa gi Oustaz Pape Hann maa ngi koy ziar bu baax a baax sànq ci wax ji xam naa am na lu ci téléspectateurs yi ndax nee nga yaa ngi wàcc yoonu Màkka am déet mais Pape takk Chérif war tax na nga ne da ngay dem Màkka ah takk Chérif war tax na da ngay dem Màkka nag kenn Mohamed doo wax ci journaux yi ci laa jëm kay yëf yee nangu wut a tijjeeku ah moo tax ngay jël sa temps yëf yee nangu wut a tijjeeku nii espèce de ancien bandit de télé yooyu yëpp rek ay waxin la rek ay ca waa léegi mi ngi noonu boo bëggee ñu commencer ak Sud Quotidien parce que gis naa la nga boole ko ci sa journée wala. waaw mais damaa bëgg mu mujjee Sud ndax. damay soxla Oustaz Pape Hann wax ci. d'accord ne ko nañu commencé ak l'observateur. nañu commencé ak l'observateur Pape xam nga. yéenekaay yu bari tey daanaka wàllu politique ci lañ dikkee. l'observateur moom it dikk ci ak ni mu ko baaxoo chaque jour day génn daanaka foo xamante ni duñ ko fa foog. di dem ba jeex comme li may faral di wax y a pas plus observateur que les gens de l'observateur. mu di coalition Macky 2012 di ñoo xamante ne dañu ànd ak nguur gi bokk ci Benno Bokk Yaakaar doon amal benn daje ci seen biir ngir waxtaane choix maanaam ni Macky Sall président Macky Sall doxalee investiture yi doon ci joxe seen xalaat waaye seet nan la ñu mën a def ba jàpp ci yooyu investiture yéenekaay bi nañu waaye nag la cey ñuul mooy ndaje mi ci xeex ak xuloo la mujj ndax Moustapha Fall Thié mi nga xam ne moo jiite coalition mooy coordonnateur bi la gaañu ne bëggatuñ ko parce que deful dara ci coalition bi ci gàttal amul lenn lu muy liggéeyal coalition bi am ñu ne ànduñu ci taxoon yëf yi jur ay biccoog mbaaloog jàppal ak yu ni mel L'Obs sax dem na ba ñuy xibaar sax ne moom président Macky Sall ci ñi nga xamante ne ji ànduñu ci ay choix maanaam ni mu doxalee investiture yi am na ci ñaar ñu mu dàq mais Pape dañ koy bàyyi ak Vox Populi moom moo ko gën a détaillé ci ni nga xamante ne noonu le président Macky Sall doxalee ak ñi mu dàq mi ngi nii loi muut baa mot nee na moom la président indi moom la teg keroog ndax am na ci ñaar ñoo xam ne mu di kii di Maguette Ngom ak Ansoumana Danfa kenn ki chargé de mission la ci président de la République ki ci des nekk conseil spécial bu président ñàkk ànd gu ñu ñàkk ànd ci ni président Macky Sall doxalee investiture yi dañ ko wan wax ko loolu neex ko mu dàq leen Vox Populi dellu si waat waaye titre bi moo jar a bàyyi xel mu di la loi mut mbaa mottu Pape Macky sa loi mut mbaa mott mi ngi noonu ñu dem enquête ci niñ ko waxee gis nga ñoom chaque jour dañuy def fii enquête jël benn mbir benn poñ enquête ci xóotal ci dem ca ba jeex tey ñu xool loolu ñu naan poumon vert ci diwaanu Dakar di barab yi nga xam ne keroog Aïssatou mi ngi koy wax ay gàncax ak naataange ga fa doon am ak yooyu seetlu nañ ne mi ngi yàqu fii ci diwaanu Sénégal voilà moom journaliste enquête yi sori ci laaj ci ay kàngam seen xalaat bokk na ci gëstu boo xam ne Pape lu jar a bàyyi xel la ci parution tey yi muy péril sur le poumon vert de Dakar d'accord ñu dem ci beneen La Turbine mu wax hôpital Aristide Le Dantec la xëyee moom La Turbine xool yi ñi nga xam ne ñoom la ñu dippee ay hémodialyse ay hémodialysé autant pour moi ñu jéggal ma jafe-jafe bi mooy générateur ba fa nekk moo nekk ci jafe-jafe tax na hémodialysé yi nga xam ne ñu ngi ci hôpital Dantec mooy ñamee feebaru rein waaw moom di dem ñu leen di changer dialyse deret beeg yooyu muy feebar bu métti bu compliqué bu naqaree faj sax dañuy faral di wax ne du feebaru baadoola ndax li koy faj baadoola attanu ko wallaay léegi nag fañ leen di fajee générateur ba mooy yi koy doxal ak xeet yooyu moo nekk ci jafe-jafe ba tax na yéenekaay bi nee nañu ñi am feebar bi te nekk foofu ñi ngi ci ay jafe-jafe ana Awa Marie Coll xëy na sama waa ji xam naa yëg na ko yàlla baax na naan laay
àdduna amul solo. gis nga phrase bi ci suuf mi ngi ci suufu la turbine. ne foofu nga xam ne fa la yëfee xewee li jur cool yi mooy machine yi ñoo gën a sonn nit ñi. xam nga bu ñu la waree faj pare gën laa sonn nag day compliqué. hôpital bu feebar kat baaxul yàlla nañ ci Yàlla musal dëgg la yenn saa yi da ngay bëgg immigré ji dëgg la de. mais bon. yàlla baax na yenn saa yi da ngay bëgg a dem. mais garaawul. ñu dem ci sud. yaa ko doon laaj. nañ xool sud gis nga xët mu njëkk baa ngi nii. mais du une bi parce que daanaka lii la journaux yi traité mais xoolal ca wet ga Pape. suukaru koor la dikkee. def ci gëstu bu yaatu moom sud xam nga suukaru koor bu njëkk dañ ko doon def ngir di dëgëral kër yeeg sëy yi waaye léegi source de problème la maanaam la muy yàq moo ëpp la muy defar. wallaay yàlla baax na jeeg ju ndaw ji lay jeget la. donc boo bëggee xam article bi solo su mu am. nañu lire sud. suukaru koor li ko taxoon a jóg. niñ ko yàqee ba jamono ji xam nga bu ñu ñëwee ba ay paris yu door bokk suukaru koor ça veut dire que suukaru tuñ koor. beneen bi topp mooy jafe-jafe bu ñu seetlu mooy. ñi amul suukaru kër ñoo joxe suukaru koor. dëgg la de. muy lu compliqué dëgg la de. donc mi ngi noonu. wallaay ak goro yu xeeb mooy indi jabar yu ndaw yi def ay sacrifice def ba def lu ñu mënul ndeysaan mais daal du farata du sunna teraanga la rek bu obligatoireul donc buñ ci tegal benn xale condition mais xam nga ban système moo am léegi waaw da ngay nekk jigéen am sa doom mu am jabaram indil la suukaru koor nga jël suukaru koor jox ko sa doom ju jigéen juy sëy ne ko joxe ko transfert de compétence. loolu moo am léegi système boobu lañ indi léegi. ok d'accord. wallaay njaag nangul ndeysaan waaye léegi dégg naa ñu naan njaag force la kenn musul gis. mi ngi noonu ñoom. ko njaag force la. moo tax mag ñi nag alaaj Pape mag ñi bu ñu daan tànnal soxna seeni doom dañ koy xoolal borom yaay ju baax. ok borom yaay ju doylu. borom yaay joo xam ni ku baax la ku doylu la xamuñu benn caaxaan ak benn ñàkk fayda ci moom alaaj Pape bari na sëy bu yëngatu. suukaru koor a ko tas. dama leen dog foofu sama yaay dama ko réew nañ leen di kaala kurus ak kaamil mu ne waaw loolu baax na ma topp yàlla waaye na ci teg dara. déedéet. nga ne lu mu wax. na ci teg dara. nañ ci teg dara. wallaay te devant l'assistance dafa ne moom topp yàlla rek kaamil baax naa kurus ak kol ma ne ko bi laay jëla kol gi ndax sa kaala gi ci kaw ci sa digg yi la njëkkee. tey bi may conférence maa ngi doon conférence ca Thiès. mais thème bi xam nga lan la woon moo def ni mënoon waxtaanee iñaan ak naafiq. waaw bari na sëy yu tas wala problème mu suukaru koor nit am ci jaaxle ba dem di lebi pour yëbbu suukaru koor lépp la ko lal ci biir mooy yaay dafa am ñu ko jege ñoo xam ne dañoo naafiq. sa goro bi yaay amul benn njëriñ sa goro bee moo am njëriñ yaay sa goro bee amul benn njëriñ kii moo baax yaay goro bii dañ leen ko xaar ba xam lu muy indi. takat moom lu muy indi sa doom moo koy jox. dëgg la. léegi boo doyalee sa goro yow sa doom nga doyadil parce que góor moo war a jox jabaram jigéen bu amee xaalis sax góor a ko war a dundal li muy joxe góor jëkkër moo ko war a jox moo ko war a sàng moo ko war a kodd moo ko war a def lépp kon yow suukaru koor bu ñëwul bul ko laaj sa goro bi laaj ko sa doom lu tee nga jox sa jabar ji suukaru koor mu indil ma mais bul xas sa goro ku xas sa goro sa doom nga xas. dëgg la parce que jigéen jëkkër moo ko war a jox mu yóbbu suukaru koor jëkkër moo ko war a jox mu dund kon soxna bu yóbbuwul suukaru koor yaay wala papa jarul ngeen naan sama goro bi indilu ma dara indiwul sa doom moo ko joxul yow koy booy xas-xasa sa doom te bàyyi bañ a xas doomu jàmbur dëgg la de kon dooy yooyu yëpp ay laaj pap dafa jar a bàyyi xel ci réew mi dëgg oustaz ndax loolu l'islam da ko digle suukaru koor déedéet xam nga l'islam ci ful la mësi dox te it lu rafet la rek rawatina nag est-ce que suukaru koor amul Sénégal rek fii rek la ñuy joxe suukaru koor Sénégal da nga ko gis yaa ngi woon France nekkoon nga Italie it waaw mi ngi noonu Sénégal dañoo baax nag mag ñi dañoo baax suukaru koor ba bu njëkk mag ñi bu ñu garaan benn paquet suukar bu 500 la ñuy jënd léegi 800 lay jënd jënd benn paquet suukar jënd paquet tàndarma bu 600 nga def ci nuyu yaay dem jox ko boo ci mën a teg sa junni nga teg ko ci doy na teranga itam du tuut waaw teranga du tuuti góorgóorlu rek waaw yooyu it bu ñu la joxee loolu yaay jël ko ndax teranga kenn du ko delloo alkaramatu la turaddu la Seydina Muhammad wax yonent bi nee na teranga kenn du ko delloo waaye diw nit jox la teranga nga xeeb ko nga yëg nga ñàkk yëg yàlla dañ na ci yow ndax teranga kenn du ko delloo mais Pape waaw kay Marianne waaw doguma la mais
suukaru koor bi fii peut-être lañ ko tuddee suukaru koor mais suñ ko tegee ci cadre teranga si jigéen ñi lañ koy gën a yaakaar mais yaakaar naa ne góor yi tamit teranga bi dañu war a joxe dañu war a joxe pas suukaru koor sax mais teranga parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi soxna Khadija waa ñoom mairie jabet nag tey laaj suukaru koor non suukar bi du xanaa nga jox leen suukaru jabet fii lañ ko tuddee Pape Cheikh fii lañ ko tuddee suukaru koor mais suñ ko tegee ci cadre teranga bi rek wàccul ku góor ki wàccul ku jigéen ki parce que gis nañ ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi soxna Khadija génnee àdduna dafa daan rey gàtt di ko may ñi nga xamante ne ay wóllëre soxnaam lañ joxol diw ndax lan parce que xaritu soxna Khadija la woon kon loolu xam nga ne teraanga wàccul góor wàccul jigéen mais ñu bañ koo kal rek si suukaru koor bi mais koor dañ si taamu joxante teraanga parce que weeru mbégte la waroo xaar rek ay si suukar ko boo mënee togg jox ko nit yi wala leneen ak leneen na nekk teraanga rek ñu siy bëggalante ci koor gi am na ci solo yow justement sax comme yaa ngi wax naka la internet yi mën a def pour bokk waxtaan ak sportif yi bu ca kanamee tuuti te nga dem fële ca ginnaaw abal waaw hashtag bi QGTFM la sur Facebook 11 ans de mariage jërëjëf Pape fàttali leen ni mën ngeen ñu suivre si suñu page Facebook Quartier Général wala ci Télé Futurs Médias da ngeen fay am li nga xamante ne moo di direct bi hashtag QGTFM wax naa ko léegi sur Twitter mais également ci suñu application boobu di GFM et vous application bi comme ni ma ko tàmm di waxee saa su ne da nga koy télécharger gratuitement bu fekkee da nga yore iPhone yaa ngi dem Apple Store bu dee da nga yore beneen xeetu Android yaa ngi dem Play Store télécharger ko gratuitement mu permettre la nga am suñu site bi di www.igfm.sn am itam King FM am ITFM nga xam ne da ngay am information en continu am li nga xamante ne moo di TFM religion di nga ko am également ci hôtel Stade bi Instagram GFM SN moom ngeen ñuy suivre mais bu leen fàtte également li nga xamante ne moo di Festival Salam mu ngi wéy ba samedi la clôture bi incha allah ci application bi di ngeen fa fekk lépp luy programme Festival Salam mais également ci suñu site bi di www.salam@gfm.sn Pape Cheikh ci kanam incha allah mu nga kon ñu ngi lay xaar à propos de jumtukaayu xarala yi ngay wax dañuy yàkkamti mairie bay ñëw pour am yu mu ñu expliquer par rapport ak nouvelle technologie ak weeru koor bëri na ci ay application yoo xamante ni juddu na pour dimbali jullit yi ci façon bi nga xamante ni moom la ñuy wooree ba noppi itam di ko jëfandikoo ñu ngi lay nuyu Ndioufa kontaanati ci sa teewaay ci quartier général alors tey nouvelle technologie TIC ak weeru koor waaw maa ngi lay fay Pape Cheikh di leen nuyu di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu aussi téléspectateur u quartier général ak TFM yëpp comme ni nga ko waxee bàyyi wax boobu jumtukaayu xarala yi dañu nekk fii lu dul pour améliorer suñu quotidien donc lépp ci mbirum koor bi ñëpp xam nañ que ne korité baa ngi jub si te sama moroomu jigéen yi ak soxna yi du ñàkk ñu soxla ay salon de coiffure wala pour defar seen bopp ak ñoomi seen te ñëpp xam nañ ne que ne korité bi bu jubsee salon yi yëpp ay fees donc tey jii nii li ma leen indil benn site en ligne la c'est une première boo xamante ne site en ligne boo xamante ne mi ngi tudd Teranga Beauty donc da lay permettre nga réserver en ligne par exemple boo bëggee xamoo par exemple fan ngay dem coiffer ji sa bopp da ngay dugg ci biir site bi nga xool salon de coiffure yi fa nekk yépp bu dee am na benn bu la gën a jege nga cliquer foofu da ngay réserver foofu te li si gën a neex mooy boo ñëwee ba ñu defaral la sa bopp ngay door a fay. c'est-à-dire da ngay xool fi la neex. après nga dem foofu da ngay réserver mi ngi mel da ngay réserver muy salon de coiffure muy góor ñi barbershop fii Sénégal c'est le premier site qui fait ça muy barbershop muy sauna muy ak leneen lu mënti nekk moom daal lépp luy defar yaram waa bien-être yaramu jigéen yaramu góor ci la nekk donc dañuy seetaan élément bi après ñu ñëwaat ma gën leen a expliquer naka la ñuy réserver ak yese des ngay loqati yow portail la bu nekk en ligne loolee intéressant quand même pour sénégalais yëpp da ngay toog sa kër après nga am soxla ci wàllu bien-être muy góor muy jigéen et c'est cool tu réserves waaw effectivement comme sànq nuñ ko wanee ci élément bi Pape Cheikh booy réserver da ngay dem en ligne nga dugal sa tour ak sa adresse comme ni ñu ko gisee nii léegi yow boo duggee ci salon yi di nga gis par exemple ay
di nga am opportunité gis ay coiffure xam nga yenn saa yi di nga woote salon ñu ne la non boo ñëwee mën nga tirer sa bopp def ko nii mais doo am exemple à l'appui. bi yoon di nga mën a gis exemple à l'appui nga daal di xam déjà yow li nga bëgg. balaa ngaa ñëw te li ci gën a neex mooy doo ñëw fekk par exemple ay salon yi fees. bopp yi fees te ngay toog di xaar parce que yow am nga déjà sa réservation muy sona di massage yeeg ñoomin seen donc dama xalaat ne que ne comme Korité baa ngi ñëw et que ne salon yi xam naa dinañ fees ma ne daal comme lii si samay gëstu ma gis ne que lii ab mbóot bu ndaw la ma ne xaaral ma baaxee ko sama mbokku soxna yi. c'est vrai que bon plan du weesu lii quand même. waaw et je pense que mën na servir. waaw bon plan moom du weesu lii donc ñu bëgg rek toujours coller au sujet d'actualité. moo taxoon tey ñu indi leen terangabeauty.com. loolu pour bien-être la xam naa ni balaa ñoo jeexal koor gi d'ici samedi prochain daañu ñëw itam ci modèles yi xew par rapport ak koor gi loolu Bijou mu ngi ciy préparer enquête ce sera de très bon plan yoo xamante ni mën na servir téléspectateurs yi ñu ngi lay nuyu Khady si beaucoup de Sénégalais nous appellent waaw lan moo xew lan moo tendance nan la ñu war a doxalee fileeg Korité bi di ñëw donc loolu ñu ngi ci préparer enquête ah. ñu ngi ci préparer enquête mais Pape Cheikh li ñu jotagum gis seetlu nañ ne manche cloche yi moom actuellement ça fait fureur. et que li ma neex rek mooy tout le temps Sénégal dañuy topp tendance bu mu sës ndaxte défilé yi mujj un peu partout dans le monde loolu la ñu gis grands créateurs yi def ko. Sénégalais yi jël ko yamuñu juste ci ñaw ko noonu comme ni ko yeneen créateurs yi ñëwee mais dañ ko olofiser c'est-à-dire jël suñu mode ñun li nga xamante ne moom la ñu am ay taille basse ay robe ak ay ndoket ak yeneen ñu jël ko intégré ko ci biir mu nice ba bëgg a dee et mélange de tissu aussi gis nañ ko ci tailleur yi bu baax ak mbedd bi donc dinañ dem boobu ndaw bi sëgg ñi ci sa tànkee xasan dina génn aussi ok ay ci àggali si donc dinañ dem gis déjà waa mbedd bi ñoom naka la ñu gisee tendance boobu ak aussi waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy lancé katu tendance yi muy styliste yi muy tailleur yi nekk ci biir marché yi pour laaj leen biir Korité bi lan la ñu préparé Sénégalais yi ñëw wan leen ko pour bu fekkente ne ñawloo goo leen ngeen am un peu d'inspiration pour defar seen Korité ba mu nice. voilà enquête boobu ñu ngi leen koy préparé on attend vos questions ci page Facebook bu Quartier Général comme ça gëstu bi ñu wan leen ko en attendant mode Korité à propos de mode Korité télévision Futurs Médias moo ngi koy préparé am na yu ñu jot a enregistré tout ce qui est tendance itam di ngeen ko seetaan ci bis yi di ñëw parce que yéen la ñuy liggéeyal c'est pas pour rien ñu ne télévision Futurs Médias mooy seetu askan wi ñaatam ba laataa ñu lay nuyu ba nga ñuy indil sujet bu am solo bi nga xamante ni préparé nga ñu ko j'aimerais ñu dem ci régie Quartier Général fekk fa gan yu njëkk yi muy ñenn ñu bokk ci tanière bu équipe nationale bu Sénégal apparemment ñu ngi régie 45 c'est ça c'est cool hein régie 45 après ñu jógee 45 dem studio 20 fekk fa beneen invité bi voilà c'est ce qu'on appelle de la télé multiplex lañ leen di proposer Malal Junior Diagne ñu ngi lay nuyu mais nuyu en même temps mon ami Cheikh Tidiane Diagne Malal ziar la et puis ziar tamit gan yi nga toogal muy Idrissa Gana ak ki nga xamante ni mooy Papa Lune Pape Abdoulaye plutôt merci d'être là vous tous hein voilà xaw ma nu ma koy njëkkee damay ji fii jaafaa jëf entre fa nga nekk Malal ma njëkkee Cheikh Tidiane Cheikh ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu Malal. voilà maa ngi lay fay Pape Cheikh di nuyu mbokku téléspectateurs yu télévision Futurs Médias am mbégte daal di ñëw ci Quartier Général d'une émission bu nga xamante ne en termes d'audience kenn du ko naatable parce que c'est très suivi et puis j'en profite en tout cas pour féliciter tout le monde ñëpp ci jàpp ba mu daal di sotti donc Malal moom ñëpp xam nañ sama diggante ak moom c'est véritablement une complicité bu am sama diggante ak moom waaw moom nag na nga ko waxee dóorkat la quoi dóorkat la léeg-léeg mu am nu mu def ak man mais bon tout compte fait c'est carrément un ami un collègue on est vraiment très liés donc am mbégte aussi partager le plateau ak ñi nga xamante ne ñoo di joueurs yooyu di Idrissa Gana Gueye ak Pape Alioune Ndiaye parce que xam nga boo waxee football rek da ngay gis ni que les Sénégalais sont intéressés par cette discipline notamment boo waxee équipe nationale bu Sénégal donc je pense que ni ñu koy waxee on a de la matière pour pouvoir en tout cas discuter de fond en comble en tout cas ci football du Sénégal notamment l'équipe nationale du Sénégal. voilà Malal ñu ngi lay nuyu Malal ne leen ko mu ngi en direct ñu ngi lay nuyu Malal Junior waaw. maa ngi lay ziar di ziar sa gars yi ne foofu yëpp. ñu ngi delloo ziar Aïcha ñu ngi lay bàyyi nga junj ñu tuuti rek ak suñu international. waaw Baye Cheikh maa ngi lay ziar bu baax di ziar sa gars yi nga toogal ñoom Cheikh Tidiane. ak sa gan yooyu yëpp di leen nuyu bu baax a baax. alors
muy Idrissa Gana ak alors ñu Pan ñu jox Pape Alioune aussi ak Pape Alioune, Idrissa waaw. ñu nuyu gars yi balaa ñu wàcc suuf gars yi kaddu gaa nga dalal ko dalal ko dalal ko. maa koy dalal wala moo may dalal. ak di Gana moo lay dalalante. dalal. nuyu la ko waa Sénégal. waaw ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp di leen gërëm ku nekk si sa tur ak sa sant. Idrissa Gana waaw ki mooy Ngolo. ana Pape Alioune Ndiaye. waaw jërëjëf Malal ñu ngi nuyu waa Sénégal yëpp di rafetlu invitation bi merci. voilà kon Baye Cheikh mu ngi noonu ñoo ngi ñëw bu ñu ñëwee foofu. mais junj ñu tuuti tey débat bi fan ngeen ko nar a yóbbu muy yow muy Cheikh Tidiane muy Mamadou Ndiaye fan ngeen ko nar a yóbbu tey ak Pape Abdoulaye Pape bàyyi ma ni Pan rek c'est plus simple voilà Pan ak Idriss ak Ngolo xam nga mooy sama Ngolo man yaa ngi en direct de jóge Gofi de Malal bon d'accord on vous laisse le soin de nous rejoindre ci plateau bi et puis seetal leen ma beneen invité bi moom it ci beneen côté la nekkee daañu ko nuyu bu ca kanamee tuuti ñaatam ba ñu ngi lay nuyu di la ziar itam jox la sa wàccuwaay 23h35 am na sujet yoo xam ne da nga ñu ko diggoon jëm ci façon bi nga xam ne ni moom la ñenn ñi waree décomplexé. dëgg la Pape maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yi di nuyu ñi ma fi fekk di ziar ci bés bu tedd bi nga xamante ne mooy Laylatul Qadr am mbégte fekk fii oustaz Pape Hann mi nga xamante ne alxames guddi àjjuma bu ne dañuy delloowaat yóbbu ñu ci borom bi waaye tamit andil ñu Seydina Muhammad di ko waxtaan ak ñun suñuy xol di leer bis bu ne nuyu ñi ma fi fekk ñëpp di wax ni rek comme ni ma la ko waxee woon junj ko fii maa ngi ci boobu ba tey décomplexé jàpp sa fulla mettre en lumière africain sénégalais yi nga xamante ne dañu am handicap transformé ko mu nekk mu nekk force boo xamante ne tey dem na ba nekk réussite tey nag ma demoon daal di seeti koo xamante ne ni ci ay jamono ñi ngi leen tuddee ay mongol ñi nga xamante ne ni yàlla dafa teg ci ñoom benn nattu bi ñu ay temps ku mu daloon rek dañ lay sànni jamono ji ñu toll nag lañu waaw dañ lay sànni sax am na jamono joo xamante ne am na fee exemple ñoo xam ne am na ñu ci for jël leen def leen ñun seen ay doom di màgg di liggéey ba ba tey donc léegi nii la ñu commencé di leen téye ci biir kër yi tey nag ma demoon am koo xamante ne dama ko dem seeti am benn entreprise bu nekk ci biir dëkk bi jël ko muy liggéey foofu ba tey ji dañ koy fay dem naa seeti ko ak waxtaan ak waa centre bi nga xamante ne ñoom ñoo koy yar ba tey ji entreprise boobu jël ko du ma def lu dul bàyyi téléspectateurs yi ñu seetaanandoo ko ñu dellu si yaram yaa ngi daw sax oustaz Pape Hann tam merci en tout cas mooy defar pizza yi gis nga ko ni moom moo ko defar te dégg naa bu ñëwee ci biir dafa am jàmm ak foofu ba nga xam ne bu liggéey siwul nee nañ foofu day wéet parce que dañuy waxtaan ak moom day animé foofu nit yi dañuy ñëw di ko sax laajte ana jibi la ñuy wax donc ñuy remercier bu baax a baax waa Estelle ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yar ak ñi nga xamante ne ñoo ñu ubbil également seeni bunt lii di wane ni rek Sénégal dañu war a yemale ñëpp tey jii bëgg naa xale yi nga xamante ne feebar bi dal na leen ñu bàyyi leen parce que am na ñoo xamante ne am nañ at yi toll nañ ci jàngi mais actuellement naruñu sax jàngi déwén bëgg naa ku seetaan lii nga jël sa doom ak ni ko yàlla bindee nga jël ko dem inscrire ko ci école accepter ko yow déjà sa biir kër parce que bu la dalee yow nga naan sa doom déedéet parce que am na koo xamante ni gisee la lay ëwalee boo ci amee doom di mel nii wala mbokk mu mel nii ci biir kër gi di ko kekkantoo ko njaay cekke waa mbedd bi itam même chose la ñuy def am na koo xam ne daf ma woo téléphone bi ma defee la dernière fois émission ni ma man sama doom daf ko doon xale la damay liggéey waaye bu may dem di liggéey sama yaay danaan ma bu ko sax yóbbaale ndax nit ñi dañ koy gis xam nga loolu boo ko waxee sa doom déjà moom mère bi ci biir kër gi moo ko war a yemale xale yëpp buy dem fenn yóbbu ko kii sama doom la nii la ko yàlla bindee bu boobaa yow boo ko accepté ñeneen ñi ci mbedd mi dañ koy accepté te buñ ko accepté tey jii mais même buñ ko bëggoon ñaawal sax duñ ko sañ parce que yaay ji yow yaay def force bi ci moom force boobu yow yaa koy waaw respect bi ci yow lay jógee donc tey bëgg naa Sénégal daal ñu dépassé yenn buñ ci jógee ci émission yi préjugé yi ci parce que ku nekk ak ni la yàlla bindee ku nekk ak ni la yàlla bindee tey dama lay accepté parce que nii nga mel am nañ nag ay sujets yu bëri yoo xamante ne dañ ñu koy demandé pour ñu ñëw bu ñu defee première bi ba léegi premier numéro bi xam naa ne du ci xaj dinañ jéem a waxtaan après jéem a xool naka lañ koy wane téléspectateurs yi gën koy yaatal parce que jox leen baat tamit ñuy exprimer wu jox leen baat ñuy wane ni mën nañ lii parce que yàlla dafay am lu mu def ci ñoom yàlla dafa am lu mu def ci ñoom te loolu pour nga xam ko liy nelaw ci moom boo ko bëggee yee rek
da nga koy wan ni ko yow tamit ci dëkk bi nga may ko possibilité sax parce que lu ñuy wax souvent si Mongolie yi mooy que domaine bu ñu nekk dañ ciy exceller. dëgg la bu fekkee domaine informatique la wala beneen ak beneen domaine restauration xale bu nekk boo xasee ba gis ne moom lii la bëgg. boo ko wanee daf ciy exceller. donc pas jël di nëbb boo ko jëlee bàyyi ko ci mbedd waaw bi ñu koy woo ci ay fuura di la feccloo di la filmer et puis Pape Cheikh ñëpp di leen yooxoo. Pape Cheikh ba pare lenn tam déploré naa ko parfois da ngay gis ku ci jël benn xale mongol ci koñam ñu koy tàcc wër ko muy fecc ñu filmer ko jël vidéo yi ba pare jël vidéo yi di ko partager ñëpp man j'aime pas ce genre de vidéo boo ma ko partager dama koy supprimer sur le coup parce que ça me fait pas rire y a rien de drôle donc faut à éviter quoi. mi ngi noonu ñaatam moom bis bu ne rek mu indi lu dawloo suñu yaram ñun ñëpp ci yàlla bindul lu amul njëriñ yàlla bindul lu amul njëriñ yàlla bindul lu amul solo yàlla bindul lu doye di nit kay mooy doye dal doomu aadama nit ak cër bu ko yàlla mën a indee ci àddina ak lu ko mën a dal mu ñëwee ci àddina yow doomu aadama yaay doye dal loola yaay tuutal loola yaay suufeel loola mais yàlla bindul lu amul njëriñ alaaj Pape yàlla bindul lu doye di te nag yàlla lu mu namm nag daa war lu mu namm rek loola moo war yenn saa yi nga am bëgg-bëgg amoon bëgg-bëgg jur doom jum léppam mat léppam baax yàlla it am lu mu la indil sante ko borom bi subhanahu wa taala ndax bu woon bëgg-bëggu yàlla doo fi toog ba ami bëgg-bëgg kon alaaj Pape kenn ku ci nekk la yàlla cëralee nga xam ne lii la ma yàlla cëralee nga sante ko borom bi subhanahu wa taala mais nga fonk doomu aadama ndax mbindeef yëpp njabootu yàlla lañ te ki ci yàlla gën a bëgg wax naa la ko mooy ki amal nit ñi njëriñ tabarakallahu kon ñu fonkaat ñi nga xam ni judd nañu am nu leen yàlla bindee ñuy mongol mbaa ñu judd indaale wu ay cër mbaa ñu judd seeni cër manqué mbaa ñu judd ñu am ay feebar ñun population bi nga xam ne yàlla ñu mu ngi ñuy suturaalee ndi mi ngi ñuy suturaalee ndi ndax dañu ni bu dog jotul juubu du wees nit da ngay dem nii rek xamoo fan ngay mujjee ëllëg am na ku la doon romb di daw tey mi ngi toog ci siis mënul am na ku la doon romb di daw tey mi ngi tëdd am na ku la doon romb di daw tey ay cëram manqué na kon yow ka ngay ree ngir matari doomu aadama wala wéradi wala cër bu manqué est-ce que xam nga fi ngay mujjee kon kenn ku ci nekk rek fonk ko jox ko cër bi moom xam ne yàlla borom bi subhanahu loo koy tëjee ñaatam kon Pape tey loolu laay tëjee rek di woowaat population bi di wax ne ñun Sénégal la ñu nekk te dañuy woote ni tey jii ku ci nekk yaa ngi ci religion bi nga bokk te ku ci nekk religion bi nga bokk mi ngi lay woo ci lu baax nañu góorgóorlu ci weeru koor bi ñu nekk jéem a delloo si xel yi te xam ne ku yàlla bind dafa am lu tax mu bind la te ni la yàlla bindee yow ci sa bopp boo la ko nangulee ci sa biir kër boo génnee ci mbedd mi ñu nangu ko ndax force bi nga xamante ni xale bi da nga koy def ci moom buy doog a juddu force boobu lay màggee ba keroog muy nekk mag di imposer boppam nit ñi ba keroog muy liggéey ku ci nekk nag am na lu nekk ci yow tax ku ko ci def sa doom mu jëriñ la ëllëg ndaxte ay malformation lay doon yàlla moo lay bind cër yi day cëram yëpp mat na kii ñu seetaan léegi ba dem na ba mun a utiliser loxoom ay tànkam nee nañ ma mooy indi boppam mooy yóbbu boppam buy liggéey si du kenn ku koy indi bu manqué ci biir kër gi day woote téléphone ne mënuma ñëw tey wala lii donc yàlla def na ci moom xel nañu bàyyi di reetaan nit ñi te jàppale nit ñi ci seen ni leen yàlla bindee man daal appel boobu lay lancé bis bu nekk te bëgg naa balay émission yi di jeex mu dellu siwaat xelu nit ñu bëri xale yi nga xamante ne dal na leen nañ leen yóbbu école imposer leen ci biir école yi ñu dem commencé jàng yàlla def ci ñoom li muy def ci xale yooyu sax dañ fay am seen yaay Fama Thioune Seck xam naa ni faaw ñu jàll ci leneen bu ko defee laataa ñuy jeexal ñu ñëw ci reportage bi nga xam ne ni def nga ko keroog rek ak Mamadou Mouhamed Ndiaye ci benn journal ñu ngi doon waxaat ci dogal bi nga xam ne gouvernement bi jëloon na ko ngir génne xale yi ci tali yi alors Fama def na ci ab gëstu ak bilan on retrouve ça bu ca kanamee tuuti mais xale jógewul ci mbedd ay magum jëm mu ñoo leen defar kon nañu fexe ba téye leen ci biir kër yi jëm leen a toppatoo jógewuñ ci mbedd Pape Cheikh maa ngi salaamaaleykum maa ngi nuyu dafa neexoon na loolu bu ñu bëggee nag bu ñu juddoo rek ñu bàyyi leen ci mbedd yi loolu baaxul kay moo nuyoo pare waaw kay merci salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñu seetaan salaamaaleykum oustaz Papane salaamaaleykum sama naataango yi fi nekk Pape Cheikh je pense que gouvernement bi loolu la teel a comprendre moo tax depuis 2016 ba 2017 ñu ngi ciy def jéego yu am solo il y a plus de 1620 enfants yu nga xamante ni ñu ngi woon ci mbedd mi ay sénégalais ay ñu dëkk ci sous région bi ñoo xamante ni génne nañ leen fa ñenn ñi yóbbu nañ leen ci centre alors loolu nag di ay chiffres boo xamante ne ki nga xamante ne mu ngi tudd Abdoulaye Dieng directeur adjoint des droits de la protection de l'enfant et des groupes vulnérables du ministère de la femme ñoom ñoo jug xeex loolu
ba indi fi ay jéego yu doy waar yu am solo yoo xamante ni xam nañ ne xale dëkkul ci mbedd et que dañ ko war a jàppale. parlant d'un xale yi nga xamante ni comme suñu xarit boobu nga xam ne trisomique la du foofu kese lañ leen di employé. instant bi ñu ngi def seen insertion bu baax a baax ci société bi am na beneen grande surface bu nekk fii. li ñuy ñaan kay mooy école yi ñu commencé leen ci intégrer professeurs yi ak maîtres yi ñu leen defal formation spécialisée pour ñu mën a yor xale yooyu pour ñu mën leen a jàppale ñu xam ne kat yow sa doom ji wér ak sama doom ji wéru war na noo mën a ànd demandoo jàngendoo école wàccandoo te day yokk man sama doom du ko wàññi benn yoon donc tout à l'heure inchallah on aura l'occasion ñëw ci reportage bi nga xamante ni def nañ ko y a beaucoup d'enfants yi nga xamante ni retiré nañ leen ci mbedd bi nekkatuñ di tàllal seen loxo di yelwaan ñeen ñi delloo nañ leen seen waajur waaye ñi si des tamit ñu ngi ci ay centre dinañ ko gën a développer ci kanam inchallah mu ngoog ak Fama Thioune ca kanam tuuti lay doon daañu waxtaan itam ci beneen sujet bu am solo soxal sénégalais yi fan yi yëpp ñu ngi ciy waxtaan ci façon bi ñu war a toppatoowee sunu environnement suñu dëkkuwaay naka la ñu ko war a aménager moo tax daañu dalal ki nga xamante ni mooy Amadou Djigo moom nag moo nekk ci agence nationale de l'aménagement du territoire damaa bëggoon ñu nuyu ko tuuti bu ko defee junj ak moom li ñu fas yéene waxtaane bu ca kanamee tuuti ñu ngi lay nuyu di la ziar monsieur Djigo gërëm la ci sa teewaay ci quartier général bu ca kanamee di nga ñu fekk si ci plateau bi ci deuxième partie quartier général ñu bàyyi la nga nuyoo ak suñu xarit yi et puis agence nationale de l'aménagement du territoire ndax liggéey bi yomb na ak suñu comportement ñun sénégalais yi. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di la remercier yow Pape Cheikh Diallo ak sa équipe bi nga àndal yëpp ak liggéey bu rafet bi ngeen di def aménagement du territoire liggéey bu bëri la bu complexe la parce que dafa ëmb domaine yëpp ëmb secteur yëpp ëmb activité yëpp parce que xam nga territoire du suuf bi kese territoire dëkk yi la territoire nit yi la territoire lépp li ñuy def ci biir dëkk yi ak dëkkaan yi loolu mooy aménagement du territoire xam naa suñu duggee ci biir dinañ ci gën a waxtaan gën ci xóot xool naka la ñuy def ba expliquer leen ce qu'on est en train de faire ak fan la ñuy mujjee. incha allah kon bu ca kanamee di ngeen ñu fekk si ci plateau bi li gën a soxal sénégalais yi nag surtout mooy zone des Niayes foofee nga xamee ni bëri na menace daañu waxtaane mbënd mi nawet baa ngi ñëw ñoom yan ponk ak yan mbir la ñu jël rek teg ko ngir jéem a jàppale sénégalais yi nga xamee ni ñooy dëkkee tey ami jafe-jafe ci wàllu mbënd mi ca kanam lay doon 23h48 laataa ñu leen di woon fan la suñu gratin de pommes de terre et de poulet tollu j'aimerais ñu dellu si waat tuuti oustaz Papane ci li ñu ibbee sànq muy hommage bi nga xam ne ni tey quartier général jagleel na ko sunu sang bi génn àddina démb di Serigne Alioune Mbacké Gaynde Fatma mbokkuk Serigne Mbacké Soxna Lo mbokkuk sëñ njaboot Serigne Touba yëpp ak Soxna Astu Mbacké defe naa mën nañ cee dellu si waat tuuti ndax damaa bëggoon ñu jokkoo ak koo xamee ni malheureusement duñu ko mën a recevoir ci plateau bi waaye suñu waay jur la sénégalais yëpp doon ko réclamer pour mu fekk suñu ma bëggoon nag ñu jokkoo ak moom muy Pa Mansour Mbaye di sunu papa waaye itam nekkoon xarit ci sëñ Aliou Mbacké moom sëñ Mansour Mbaye nekk xaritu réew mépp nekk xaritu Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma nekk xaritu Serigne Mbacké Soxna Lo Alaaji Mansour nekk xaritu réew mépp tey booy tudd mbaax di xool ñi baax ci réew mi sa xel day dem ci Alxaaji Mansour Mbaye booy tudd borom jikko ju tedd tudd borom jikko ju rafet ña Seydina Muhammad waxoon ni albirru xusnul xuluqi mbaax mooy rafet jikko sa xel dem ci Alaaji Mansour Mbaye muy njabootu Seex Seydil Hadji Malick ndax baayam Ëmët Mbaye nekkoon ak Seydil Hadji Malick ba ñu dàkkantalee ko ne Ëmët Mbaye Maodo moo tax fu ñu ko tuddee man dama naan waxeertu mi ngi noonu Ëmët Mbaye Maodo nekkoon léppi Seex Seydil Hadji Malick Alaaji Mansour Mbaye mi nekkoon ak turandoom Alxaaji Mouhamadul Mansour waaw boo déggee histoire ba xewoon paata xewee ci Alaaji Mansour histoire am bu doy waaram booba keroog Baye Alxaaji Mansour Mbaye mii ma nga woon ca dëkk ba Alxaaji Mansour nag booy tudd ñi baax ci réew mi da nga ko ciy boole kon ëttu Cheikhul Khadim ni mu amee cër kër Cheikh Seydil Hadji Malick noonu la ko amee foofu kon nu ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi nag mu yàgg fi lool amiin amiin Baye Alxaaji Mansour amul sens interdit ci benn ëtt moo tax dañuy jéem a jokkoo ak moom rek di Pa Mansour Mbaye papa ñu ngi lay nuyu bu fekkee jàppandi na ñu jokkoo ak moom bu ko defee moom itam mu jéem a jébbal njaalam ci njabootu Gaynde Fatma ci sunu waajur bi la nga xamee ni moom it
génn na àddina di Serigne Aliou Mbacké nekkoon waay jur ci soxna Moussinatu Mbacké Mamadou Mansour Mamadou Mohamed Ndiaye plutôt Papa Mansour ñu ngi lay nuyu papa di la ziar di la ndokkeel. Pape Cheikh maa ngi laa nuyu ak di la ziara. ñu ngi delloo ziar papa. ak di la ndokkeel bu baax ci weeru koor wi. jërëjëf papa. ak di la gërëm ak di la sant. jërëjëf papa. na nga xam ne Sénégal gi kenn ëpp lu fi ay auditeurs. jërëjëf papa. te du Sénégal rek te à travers l'Afrique et le monde. jërëjëf papa. yal na yàlla guddal fan wi. yokk sa sutura. amin Mbaye. nga nuyu ma bu baax sama doom sama xarit sama soppe nu bëgg ëtt bu nuy naane di Papa An. wallaay Mbaye. barki démb dégg naa li mu wax ci maamam ju baax jooju Cheikh Sidi Alhaji Malick radiallahu taala an sunu maam. jërëjëf Mbaye. xam ni moom université la woon. wallaahi. du nu mujj sax ni ko daal toog bi ngay toog ci suuf di jàngal muqaddam yi dégg tunu ndax duñ lay wutal bang. mu bañ bang booba ba yàgg daal muqaddam ya force ko. muy toog ca bang booba Cheikh Sidi Alhaji Malick. ñi mu jàngal ci àddina kenn xamu leen. Papa An ni ko bég nunu ci moom kontaan nunu ci moom. Sénégal yëpp a bég ci moom. jërëjëf Mbaye. wallahi ak yar ak teggin. kii may laaj nag dama ko xam lool. xam bàyyam sëriñ Cheikh Fatma. xam maamam si Moustapha Mbacké. wallaahi. maa ngi laa wax. pap ni kii toog. dem tey barzaq. wallahi sama wóllëre sama sëriñ sama xarita. magam ju baax ja xaritam ba soppeem ba. di sëriñ Mbacké soxna loo. wallaay. dafa nu wax ci Paris. Mansour. ma ne ko Mbacké Balaye Cheikh. mu ne ma sëriñ Cheikh amoon na ku ñuy wax dën Mbacké mu bokk moom benn baay. mu defoon ko buur. ma ne itam sama buur ki ma koy def mooy sëriñ Aliou Mbacké. wallaay Gaynde Fatma. Aliou Mbacké waxuma juddu bi ci ndeyam. waaye sëriñ Cheikh ma jur sëriñ Moustapha ko jur Xaadim Rasul ko jur doy na. wallaay doy na ndam. mu am na jukko bàyyam sëriñ Cheikh Fatma. wallaay. xoolal rek ni muy def na bàyyam defoon keroog ba Alaaji Abdoul Aziz sunu baay ba di posé premier père ba. Alaaji Ceerno Seydou toog nu dégg coolu nii ñu ne loolu lan la ñu ne Gaynde Fatma yegg si. wallaay. te waaw. Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum daan ma wax ne Mansour ma ne ko si mu ne ma ndax ku mel na sëriñ Cheikh bari na. ma ne ko bariwul de ñaari Cheikh yi Alaaji Malick Sy Touba rek ko am. wallaahi. muy baayam. mu am yar am teggin. Papa An xam nag na muy jëfante ak jullit yi. xoolal ni ko magam wóolu woon rek. baayam. Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum. ba bu dee dem gàmm ni ko nekkal sama wet dama lay xoole Serigne Cheikh ak sama baay Serigne Moustapha ak sama maam Khadim Rasoul. xoolal rek Serigne Abdou Aziz Al Amin. bi ko Serigne Cheikh téléphoné. ni ko dama bëgg Serigne Mbaye Sy Mansour. nekk ca jumaa maamam Cheikh Sidi Al Hadji Malick. waaye dama bëgg Papa Malick ñëw wéttali si ko Papa Malick nag bu dee ñëw dana ànd si Aliou Mbacké bu Gaynde Fatma bu Serigne Moustapha bu Khadim Rasoul. rafet na xoolal rek barki dem Seydi Aboubacar Ibn Alhaji Mansour invité ko. Tiwaawan. lépp lu xam ne asgor dafa ko def ak moroomu gorom mu def ko. Serigne Abdou Aziz Al Amin fab ko taf ko ci dënnam. ni ma kii dama koy xoole rek Serigne Cheikh Fatma. ak mënoon lu baax. wallahi xoolal tey Papa Malick Ibn Seydi Aboubacar. Maodo Ibn Alhaji Abdoul Aziz. ñoom ñëpp noo ànd te sang bu tedd ba Sidi Makhtar nu jox Seydi Fadilu bu Cheikh Abdou Khader Touba yëpp Mbacké Mbacké yëpp daje mu jullee ko ñooñu nekk ci wetam. loolu jukko rek ko mën a maye. ku baax ku am dignité. ku am personnalité. barkaati dem laa dem këram ni ko du ma yéeg. ñun ñaar ñuy waxante ci téléphone rue 10. lépp lu muy def day wax Adama Mansour Mbaye. wallaahi. di ma xoole baayam. wallaahi. ndax fi ma baayam tegoon ak fi ma magam Sëriñ Mbacké soxna loo tegoon. maa ngi koo jaale Sénégal yëpp. pour ndax yëpp lay déglu yëpp Papa An. àddina leen di déglu yéen ñaar. di ko jaale Sénégal yëpp. jërëjëf di ko jaale Sidi Makhtar mi xam ne mooy xalif général lu Mouride doon Xaadimu Rasuul doon Serigne Bara. di ko jaale xaritam soppeem Serigne Bass bi xam ne mooy porte parole am. di ko jaale nag xaritam. ci xam ne daf ko donn ci Serigne Cheikh di Aminata Tall ak Thierno Ba mi jëkkam. boo bëggee gis ci dëgg-dëgg
sëñ Alioune bu guddee bu la rëccee rek. seeti ko kër Aminata Tall. Sacré Cœur dëgg la. waaw. di ko jaale rek Sadia Thioune. ak Cheikh Tall Dioum. ñooñu nag Pape Cheikh ñooñu nooy ay wëllëreem. xoolal rek barki dem ñooñu ngi fa jóge 2 heures du matin. Gaston Mbengue mu invité ko démb reer ndax démb la woon anniversaire u yaayam. ah bon. di waxtaan ak ñoom. di waxtaan ak ñoom ba 2 heures 2 heures et demi mu quitté leen. une demi-heure nu woowaat leen di leen yàlla ñëw na. xoolal loolu. wallaay sëñ Seydi Maxtaar soppoon ko lool. ba ma demee Paris. mais dal hôtel Méridien dafa di jabar ja ak yaayu jabar ja seeti leen Mansour Mbaye hôtel bu mu dal lu ñëw indil may basé indil ma lépp. ndax dafa xam fi ma baayam tegoon. ak fi ma magam Seydi Mbacke Soxna Lo tegoon. ak fi ma Abdou Fatah mi xam ne moo doon Sëriñ Cheikh tegoon. yooyu mu koy doxal. ak di doxal nag ni mu mel ci sunu kër maam Cheikh Seydi El Hadji Malick. noo ko jaale Sénégal yëpp. jërëjëf di ko jaale président Macky. ndax dafa am benn bés buy kaf ak président Macky. ni ko dama lay jox carte rouge. Baye Cheikh yaa ngi dégg de. wallaay maa ngi dégg papa. président ni ma Mansour waxal doxal sama digganteeg moom waay. ma dox diggante mun ma joxatuma ko carte rouge léegi dama koy jox carte weer. wallaahi wallaahi di kenn nag ci réew mi. di kenn Sénégal yëpp. nee na sama benn jarbaat boo xam ne maa ngi jaay bokk dégg bay. moo gaañu ma nekkoon ci dij ba. dëgg la looloo tax sànq kenn gisuma ci hôpital principal. dëgg la mais maa ngi koo jaale Sénégal yëpp. di ko jaale it Alimaane mi xam ne moom itam xaritam la. wóllëreem la di ko jaale Sadia Thioune. papa An. la xam nga bi Vieux Mbaye mii di ñaan jabar. di ñaan doomu Sadia Thioune. sëñ Mbacke Soxna Lo dafa ne nañu ko defee ca Colobane. ndeysaan sëñ Mbacke Sy Mansour moo fekk sëñ Alioune. moom ci boppam ak sëñ Abdou Fatah nga def ko ca Colobane. wallaay ndax wóllëre nga xam ni sama baay seqoon na ko ak Seydi Mouhamadou Moustapha Mbacke. wallaahi mi jëkk ne xalifa Xaadimu Rasuul. wallaahi papa an sëñ Moustapha bu ma saan ñëw kees. dafa amoon soxna Fatou Diop. su ma saan ñëw kees day wax ku di wax bay di ba téléphoneel Amadou Mbaye Maodo ni ko na ñëw. bu ñëwee mu koy wax Sidi mbiru Sidi Boubacar mbiru Alaaji Mansour mbiru Alaaji Abdou mbiru Alaaji Abib. ndeysaan Pape Cheikh. yal na yàlla guddal sa fan. jërëjëf papa yàlla fi yàlla bàyyi. Alaaji Vieux Mbaye maa ngi koy nuyu Cheikh yàlla ko yàlla defal. amiin Mbaye. danaa ñëw nag. waaw loolu laa la bëggoon wax papa dama lay wax benn affaire. waaw sénégalais yaa ngi ñuy poñe nee nañu bëgg nañu la gis même bu dee fukki minutes ci plateau bi comme ça nga ndogondoo ak ñoom. danaa ñëw. wallaay balaa muy jeex léegi mu jeex. koor gi li ci des bëreetul de papa balaa jeex danaa la wax kañ laay ñëw. papa yaa ñu ko dig de. maa ko wax lu ko jaale sëriñ Abdou Aziz Al Amin. waaw kay ndax sëriñ Abdou Aziz Al Amin dafa foofu dafay Aliou Mbacke ni ma kii dama ko xooli sëriñ Cheikh Fatou. wallaahi ni ma dama ko sopp ndax dafa dur baayam. wallaahi fekk naa baayam si Kabri bis. wallaahi fekk naa baayam Colobane. fekk naa baayam Taïf. fekk naa baayam fépp. ndax wóllëre góor gi aman Mbaye Maodo. ak sëñ Moustapha Mbacke mi jëkk ne xalifa Xaadimu Rasuul. ndeysaan yooyu yëpp nag kenn mayunu ko ku du Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala ndeysaan ndax mbokk gi Mara Mbacke di ko jàlle rek Ablaye Mbaye Peex wallaay ndax Ablaye Mbaye Peex moom itam si Aliou daf ko soppoon sunu baay boobu wallaay su Ablaye Mbaye Peex waxee ba pare mu di ko ne Mansour Mbaye jóg jël kaddu nag dëgg la di ko jàlle maam As bu Cheikh Ahmed Tidiane moom la defoon si digganteem ak moom ak Abdourahmane bu Cheikh Ahmed Tidiane si El Maktoum ñooy ñaar ñëpp ku ci ne Cheikh Tidiane daf dee moom kii kat mooy seen doomu baay jërëjëf waaw jërëjëf papa maa ngi la ziar wuyul ma papa ànd nag ni ko maa ngi koo ziar jërëjëf Mbaye ni ko maa ngi koo féetali sama kóllëre ak moom wallaay Mbaye ni ko kër Cheikh Seydi El Hadji Malick yëpp ak kër Xaadimu Rasuul ñëpp bég nañu ci moom jërëjëf Mbaye di wax ashhadu di Laayeen di Yaafaan di kër Cheikh Sadou Abi ñëpp bég nañu ci moom alhamdulilah ak ashhadu an laa ilaaha illallah alhamdulilah te nga nuyul ma nag sama jarbaat Youssou wallaay Youssou nuyul ma Youssou ni ko Birane ñëw na di ko Birane ñëw na. Birane ñëw na ñëw na ci yow ñëw na ci yow. waaw di ko Birane ñëw na di ko Birane ñëw na. Birane moom tamit waaw Cheikh di ko Birane ñëw na di ko Birane ñëw na. wallaay dégg na la Mbaye. ñëw na Birane ñëw na papa ñu ngi lay xaar nag de. Josephine xam nga mooy mbokk sëñ Moustapha Sy Jamil. Josephine. waaw. mbuubeen la moom Youssou la bokkal moom Josephine. waaw waa kër Jaara Maroon. wallaay Rayaana Maroon. wallaay ca la bokk ci askanu réew woowu. wallaay moom Seydou Mansour moo bokk. wallaay. waa kon fan yi danaa la téléphone wax la kañ yaay ñëw. waaw kay papa ñu ngi lay xaar kon. jërëjëf. yàlla yàggal sa taxawaay. allahumma amiin. yàlla guddal sa fan bàyyi la suñu kanam ba ci kanam. allahumma amiin. nuyul ma sama yaay ak xale yi ñoom Mbaye Diop ak Sopar. ñoom ñëpp rek lay déglu. yàlla guddal sa fan papa. yaa tax kenn dootu doxi koor. waaye kon yàlla na nga ñëw fan yi ci quartier général. day wax maa ngi déglu Pape Cheikh. wallaay papa. danaa ñëw de. nuyul ma sama yaay Adja Ndella Wade bu baax.
waaw incha allah incha allah nuyul ma ko bu baax papa. wax naa Amadou Mbaye Garmi ni ko danaa jàpp bés ñëw. waaw kay kon ñu ngi lay xaar Mbaye ñu ngi lay xaar jërëjëf. waaw kay comme demee na noonu ñu ngi doon préparé rek ak équipe bi nii dañu koy seeti parce que moom dañoo bëgg lool mu ñëw ci quartier général waaye comme diggée na ko Sénégal a ngi koy xaar koor gi nag li ci des bëreetul kon xam naa ne ci fan yii rek Pape Mansour Mbaye dina doon invité quartier général oustaz Pape Hann ñu ngi lay gërëm. gërëm tamit Pape Mansour Mbaye delloowaat di jaal Sénégal ki nga xamee ni mooy Serigne Aliou Mbacké Gaynde Fatma di ko jaal encore njabootu Serigne Touba yëpp ëllëg nag comme da nga war a teel a xëy si pour Sira. waaw du ma la téye lu yàgg. jërëjëf waaw jërëjëf El Hadj Pape am nañu mbégte ci yow. réew mépp nga lay ñaanal. jërëjëf ndax sa yar sa mbaax sa xàmmee. sa yaatu ñu ngi lay ñaanal borom bi subhanahu wa taala. yàlla sàmm la téel la boppam yàlla fa la cat. yaa kilifa yi ne ci plateau bi ak soxna yu tedd yi. waaye sunu yaay Adja Fatim moo di Thiam moom it dafa génn àddina di ko jàll mari doomam ak soxna Ami Thiam ci Sacré-Cœur nekk jigéen ju mag joo xam ni yaakaar naa réew mi mag ñëpp xam nañu ko. jaal ko suñu Adja Aïda Ka yéen yàlla kaweel aljanaam ci darajay Sidina Muhammad waaye laaj Pape gërëm bu baax a baax ëttu këri diina jépp jaal Serigne Aliou Mbacké amoo fa fenn benn sens interdit ci ëtt yëpp mi ngi noonu njabootu Cheikhil Khadim radiyallahu anhu xam nga suba sama màggal gi weesu dama ñëw soxna Assou Mbacké ni ma xam nga lan la yow daal fii ci màggal ak lu mën a xew dama lay jox néeg bu ànd ak salle de bain yow dong soxna Assou Mbacké mu Serigne Cheikh Mbacké Gaynde Fatma moom it maa ngi ko koy jaal yal na yàlla yokk leeru Serigne Aliou Mbacké ci darajay Sidina Muhammad gërëm sama Serigne Serigne Maodo Sy njabootu Cheikh Sidil Hadji Malick yëpp laaj Pape comme ni ko Baye Mansour doon waxee léegi ni sa maam Sidil Hadji Malick dafa toogoon coroon garab ga daan jàngale mbooleem branche xam-xam yi naar bu ñuy wax Mouhamad ibnu Abdullahi ibnu Mouhamad Yabaana Ajëkkan yi dañu Maodo bi nga fi jógee mbooleem branche xam-xam yooyu benn bu ci ne mi ngi lay jooy ndax na nga ko déggee woon moo tax ku bàyyee ko ci moom doon nga docteur mi ngi noonu dalay jàngal ba noppi yebal la sa dëkk ne jarutu ngeen di ñëw ci moom diw moomu yem leen ci moom kooku ku wulul boppam doo ko def laaj Pape ki la jox taal ki la jox xal ne la demal nga taal nga dem xal boobu mu la jox nga dem booyal ca ba tàkkale nit ñi bu ñu ñëwee war nga leen wax foo taalee wallaay maa ngi ñaan yàlla may fekk suba ak jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullah am naa mbégte kontaan nañu jërëjëf Diallo Mohamed da nga ko bëgg a gunge comme yow léegi 3e âge nga bokk moom mënatul a guddee tëdd ndeysaan waaw day xëy ndig li baaxatul de dégg naa toogaay bi da koy déranger lool ba si démb dafa jooy lu ba ñu évacué ko ñu foogoo ñu daanu leer waaye après la ñu madame Ndiaye woon nañu ndiggalee doon metti waaw métit bu metti dina ko dégg nga def traitation waaw xam ne Rasulaay mooy sa goro walaay bëkk néegam laa moo tax jërëjëf maay jël addiyaam yi Mohamed Ndiaye it looy tàggoo téléspectateurs yi comme ça ñu mën la libérer rek bàyyi ko mu dem rek day liggéey ci rajo bi suba non doy de sëkk man kay fi mu ne nii kii ñamee mu ko booleeg ngóoloo male ngóoloo Kanté la ñamee mu ko booleeg ngóoloo Kanté ba pare dégg naa waa kër Cheikh Thioté dañoo yónnee seen ngërëm ci génnuk àddina Cheikh Malal mu ngeeg ngërëm gi bu ca kanamee dina ko jébbal sénégalais yi parce que jabaru Cheikh moom dégg naa sénégalaise voilà noonu laa jóguma la ci dara ci kan ñu ngi lay gërëm jaajëf ba suba ak jàmm Pape kese da ngay dem ok kon en attendant nu ñu recevoir ñaari invités yi léegi nii ci quartier général en même temps Malal Junior Diagne yegsi ci plateau bi ñoom ñaar ñëpp nag sénégalais yi bëgg leen lool parce que dañoo bëgg Sénégal xam ngeen ni ku mel ni Pape Aliou Ndiaye heureusement ba nekkul norvégien il est resté sénégalais moom mu ngi fi Idrissa Gana li ñu ko bëgg laaj bëri na Marianne nag moo koy wax sànq ci fi nga xamee ni mooy réseaux sociaux yi mais ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk fu ñu jógee Mamadou Ndiaye. effectivement Pape Cheikh ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk fi ñu leen formé centre bi ñu jóge di jàmbaar ñu am fa taxawaay bu am solo ci atum 2000 jàpp atum 2007 2008 ci nga xamante ne mooy Idrissa Gana Gueye jógee jàmbaar dem Lille jóge fa def saison yu am solo jóge fa dem Aston Villa jóge fa dem Everton daaw mu def fa saison bu am solo moom Idrissa Gana Gueye beneen keneen ki di Pape Aliou Ndiaye moom fi la jógee dem Norvège def nekk fa benn club bi nga xamante ni dafa D2 yéeg moom D1 nekk fa am fa taxawaay bu am solo jóge fa it demal ci beneen club di nga xam mooy Turquie am fa it am taxawaay bu am solo moom Pape Aliou Ndiaye defal nañ leen ñoom ñaar ñëpp benn portrait ku ci nekk ñu gën a xàmmee ñaari joueurs yi loolu gën tuddee portrait croisé mais bii dañ leen ko dajale dañ leen ko séparé portrait croisé lañ bëggoon mais bii dañ ko séparé croisé bi mujjul pare mais dañ ko c'est ce qui est indiqué waaw ma nga noonu Pape Cheikh dafa grave mujjul yegg mais bu ci nekk portrait bu ci nekk ñoom ñaari joueurs yi ñu gën leen xamale mën lañu seetaan élément di ko pelloo daal voilà
Idrissa Gana Gueye yéem ñëpp ren ji at bi nga xam ne moom bal yi waat office yi nag fonk ko lool suñu xoolee statistique am daal di yéem ndax fanweer ak ñett ciy match la joué lu tolloog nag 2 fukk ak benn ci ay minutes daal di dugal benn bii fukk ak benn ci ay carton jaune la am jege lool international français bi jóge foofu ca Mali di Ngolo Kanté de joué ca Chelsea ñu daal di koy nommé nag meilleur joueur bu Premier League at bi Idrissa Gana Gueye nekk ñaareelu joueur bi nga xam ne moo gën a xarañ ca clubam boobu di Everton nekk ci ginnaaw Lukaku daal di egsi nag ci atum 2011 ci équipe nationale bu Sénégal boobu ba léegi nag jugee ci gannaaw ba nga xam ne jóge nañ ci Jeux olympiques yu Londres ci atum 2012 joueur Everton boobu nag jamono ji bokk na ci cadre équipe nationale bi ñu fonk ko lool ndax ba mu ci ñëwee ba léegi génn ci mu dugal bitam bu njëkk nag ci équipe nationale bi ñuy gagné ñi nga xam ne ñoo nekk Guinée équatoriale 2-0 bokk ci éliminatoire CAN 2019 yaay am ca Cameroun Idrissa Gana Gueye xam lool ne moom dafa war a décisif lool ci équipe bi ndax nag looloo mun a tax mu daal di yéeg fu kawe naka noonu ñëpp yaakaar ci moom mu xaar lu yàgg nag doogu dugal biom bu njëkk ci équipe nationale fi mu toll nii nag ñëpp naan ndax dafay jóge Everton wala déet ndax équipe yu mag yi ñu tuddee Big Four juróom yi fa gën a mag ci Angleterre ñoo koy xëccoo Idrissa Gana Gueye dina am 2 fukki at ak juróom-ñaar ci weeru septembre bii di ñëw mu wone nag ren ji ne mun na weesu ci li nga xam ne moom lañ ko sant moo nekk récupérer ak passe waaye boole na ci léegi di dugal ay but. Pape Alioune Ndiaye ñu koy woowee Pan am lu toll ci 2 fukki at ak juróom-benn moom Pape Alioune Ndiaye ñu ngi ko gën a ràññee ci CAN 2017 bi ñu génn ak équipe nationale bu Sénégal bi amee woon fële ca Gabon mën nañ ko jàppee sax ci CAN boobu la daal di gagné daal di màgg bu baax Aliou Cissé daal di koy boole ci titulaire yi équipe nationale bu Sénégal nekk milieu relayeur moom Pape Alioune Ndiaye jaar fii ci Jàmbaar gannaaw ba la daal di dem Norvège ba léegi mi ngi fële ci Turquie ak club bi di Osmanispor moom Pape Alioune Ndiaye daal di football lu toll ci 42 match ci saison bi dugal juróom-benn but ci saison bi ak Osmanispor moom Pape Alioune Ndiaye am xarañte lool ci milieu terrain bi nekk ku jul jiixi jaaxa moom bokk ci ñi nga xamante ni mën nañ ko jàppee ci plan Aliou Cissé yi ndaxte bu ñu fàttalikoo Aliou Cissé waxoon na ne ay ndaw dina ñëw daal di révolutionner lii nga xamante ni mooy continuité maanaam gën a ñoŋal liggéeyam. mën nañ jàpp Pape Alioune Ndiaye milieu terrain bu équipe nationale bu Sénégal bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom la Aliou Cissé yaakaar ngir gën a ñoŋal équipe nationale bu Sénégal. voilà Pape Alioune Ndiaye ak Idrissa Gana Gueye ñoom ñooy invité quartier général tey on sera très sport Cheikh yaa ngi fi Malal Junior Diagne itam ñu ngi lay nuyu Mamadou Ndiaye préparé nañu ay questions yu bëri même internautes yi mën nañu cee bokk mais on va faire un peu comme vous faites souvent bu préalable lu match amee ci li ngeen di commenter qui sont ces joueurs là. suñu classement bi ñu def tey lu ngeen ko gisee quoi. chacun va faire son commentaire balaa ñuy dem ci publicité yi bay waxtaan ak ñoom tey. mais Pape Cheikh am na solo dañoo woo ñaari gën yoo xam ni mën naa wax ñoom ñooy l'épine dorsale du milieu de terrain de l'équipe nationale du Sénégal. Parce que bu ñuy wax équipe nationale. Au milieu de terrain il faut un récupérateur ak un organisateur. Le récupérateur est à ma gauche. L'organisateur est à ma droite. D'accord. ñoom ñaar ils forment un duo qui permet à l'équipe nationale après bu ñu récupérer bal ci suuf ñu organiser attaque bi pour mu fluide. D'accord. Pour gars yi bañ a jël yoonu Cambérène bi dugg buntu Pikine ñu ngi dugg à péage bi mu gën a gaaw dégg nga. dégg naa de. tarkal dama léegi nag sa waay da ci boole di dugal donc Idrissa mu ngi nii. léegi ak i passe décisive. voilà donc vraiment di ko féliciter quand même si parcours bi bon Idrissa c'est vrai. On l'a connu en tant que milieu récupérateur. Je pense que déjà que fii boobu nekkoon jàmbaar aussi gisoon nañu li nga xam ne moom la doon def donc finalement il est allé à Lille pour en tout cas continuer sa formation. ba jaar fa donc def une très belle carrière jóge fa daal di dem fi nga xam te ne moo di Angleterre. Donc pour revenir à l'actualité brûlante moo di le match de samedi dernier Idrissa donc gis nañu que c'était face à l'équipe de la Guinée équatoriale Sénégal am ci ndam guya 3-0. Donc ñu xam ne que yow en fait dans le jeu de l'équipe nationale li nga xamante ni moo di sa prédilection mooy c'est d'abord de défendre de récupérer et de distribuer le ballon ñu dem ba tey jii gis ni Idrissa Gana Gueye ma ngay dugal guléet sax muy am je pense avec l'équipe nationale. Donc Idrissa dugal la fois dernière donc le 3e but de l'équipe nationale ba ñëpp gis ni que véritablement le garçon a vraiment grandi et il a mûri entre-temps. Alors déjà ba nga dugalee but boobu Idrissa quel a été ton sentiment premier à l'instant T ba nga dugalee but bi contre Guinée équatoriale.
waaw salaamaaleykum kontaan naa trop parce que depuis may football man xaw ma ne woon nii la gàtte bay télé garaaw. yaa ko sut je te jure ah télé dafa garaaw dañ leen di seetaan ñu mel ni ay nit yu njool ay nit yu nganda. c'est le prototype de l'homme sénégalais. Sénégalais moo bindoo nii. d'accord naturellement. d'accord excuse-moi continuez waaw. waxoon nga ma ko fi daaw ma ne la damay sekk ci télé. damay rediffusion samay wax. non mais kontaan naa noonu trop parce que yàgg naa football équipe nationale bii boobu rek mën naa wax moom ma si dese woon quoi. jël ay trophée maintenant dañuy sant yàlla bu baax parce que sa maam mi ma ko doon wax mi may ñaanal bu bëri te avant match mi ma doon wax julli na ñaan te gis na ni dinaa dugal bit kon boog maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax. Il est vrai que yak Cheikhou Kouyaté vous en avez parlé parce que je l'ai lu quelque part dans la presse Cheikhou di nii que la veille ne woon nga ko di nga dugal. waaw dafa ñëwoon stade non maa ngi stade dafa ñëwoon hôtel ba seet si ñu quoi di ñu pour encourager ñu pour match suba ba léegi mu ñëw ne ma fils nag foog nga dugal ma ne ko incha allah suba naa dugal. foog nga dugal waaw Mbaye Diouf Diatta mi ngi fa woon ñëwoon na seet si ñu ak Baye Oumar Niass. foofu lañ toog daal si néeg bi di wax nii rek ma ne leen gis naa ni daal suba mais da naa nga dugal ko sentiroon wala da ngaa tëdd gént ko wala dafa am kenn ku la ko lancé ci benn vision nii noo def ba xam ne non te du nee na maam ji wax na ko ne day dugal nee na maam ji nee na ko da ngay dugal maama waaw de soir da nga koy sentir quoi parce que gisoon naa si tamit si entraînement yi maa ngi doon dugal xam dama ko yëgoon daal non effectivement ci veille bi sax veille entraînement bi ma mujjee seetaan ci veille match bi liñ la gis nga dugal man immédiatement dama tigee ma ne Idrissa Gana Gueye musul dugal 2011 ba léegi mi ngi équipe nationale musul dugal est-ce que ce serait bien mu dugal équipe nationale match officiel ci match bi donc nekkul li nga xamante ne pour ñenn ñi surprise la mais comme ni ko Cheikh Tidiane bi waxee léegi dañu gis ni vraiment da ngay avancer bu baax ci côté offensif mais lan nga gis ni moo manqué ci équipe nationale parce que dañuy wax ni équipe nationale joué wuñu en fait lan nga gis ni moom manqué lan lañ depuis échec CAN bi après ak 4 matchs yu ñu def nii maanaam dañu def 3 matchs yoo xam match nul la après voilà beneen 4e match bi ñu am victoire lan nga gis ni vraiment ça reste quoi pour l'équipe nationale. xam nga équipe moom du mat parce que ñun dañuy jéem a liggéey rek di jéem a indi trophée Sénégal tamit yombul xam nga ñu ngi def lu ñu mën bu ñu fubalee gagné wuñu gars yi ne dañoo waroon gagné bu ñu gagné fubaluñu gars yi ne dañoo waroon gagné léegi ñun li ñu gën a amal solo rek mooy jéem a gagné suñu match yëpp te jéem a indi trophée Sénégal tamit xam nañ lépp looloo fi manqué woon parce que am na ay temps dañ naan football après duñ dem fenn léegi ñun dañuy jéem a gagné suñu match après tamit beau jeu bi tamit bu si nekkee tamit ñu def ko si mais des fois day laaj football Afrique dafa metti terrain yi baaxul xam nga adaptation bi yooyu yëpp mi ngi noonu daal léegi ñun daal li ñu gën a amal solo daal mooy gagné match yi. gagné match yi ñu ñëw ci Pape Aline ñu gis ni de plus en plus da ngay jël ay galons au milieu de terrain de l'équipe nationale. loolu lan moo ko waral. bon asalaamaaleykum déjà di leen remercier ci invitation bi bon après pour répondre à ça waaw noonu la comme ni ma ko yàgg di waxee rek joueur moom à chaque fois évolution ngay bëgg donc jour après jour match après match da nga war di évoluer donc man ci optique boobu laa nekk c'est-à-dire lu ma def rek dama koy jéem a xeeb en me disant que war naa def plus. donc comme ni ma ko waxee woon daaw fii rek il reste encore du chemin beaucoup de chemin même donc dañuy continuer liggéey rek pour incha allah gën a xarañ ci li ñuy def. seen pello yéen ñaar bu demee xeexee gars yi ba nangu bal bi gestu nga ni ko maa ngi nii mu jox la. non moom mënul xeex kese sax mën na lu raw xeex. parce que tey je pense que milieu terrain moderne nekkatul xeex kese parce que xeex kese dootul suffire je pense que tey moom am na yeneen qualité yoo xam ne du xeex kese xam na kañ la war a alterner jeu long ak jeu court xam na bon yi may wax nii c'est très technique mais c'est très technique ay chinois la technique waaw donc am na yeneen qualité après le jeu long tu aimes le jeu long toi non moyen quand même mais après c'est vrai que dans la récupération je pense que c'est et je pèse bien mes mots c'est l'un des meilleurs en Afrique donc après moom su récupérer après c'est à nous ñun ñi nga xam ne parfois on est un peu plus avancé ñun ñooy feeñ pour mu jox ñu après ñu mottali liggéey mais naka ngeen di def ba souvent foofu parce que foofu bu ñu fa perte bal rek musiba nag lan mooy seen gis naa sànq muy poudre nga koy mbala est-ce que dafa am benn complicité bu am seen diggante en dehors du terrain buy reflété wu ci biir terrain bi non forcément parce que tey rek bon sànq rek bi muy wax loolu laa doon xalaat intérieurement parce que
on a fait beaucoup de chemin. Depuis Jambar. Donc depuis Jambar on avait 13-14 ans. Donc boobu dara doonul woon dara ñu am ay rêve am ay ambition xam nga donc tey yàlla def lii en tout cas franchement lu nit war a sant yàlla. mais est-ce que yéen ñaar kese la wala cohésion bi yëpp ci équipe bi yëpp la nekk da ngeen di déggante en dehors des matchs yi nga xam ne moom ngeen di jouer équipe nationale wala juste yéen ñaar la parce que Jambar moo leen boole. xaritoo bi day feeñ ci biir match ba ci biir match yi. kenn lay passe. je pense ah. non amul équipe nationale. Non, franchement ci équipe bi ñun au niveau de la cohésion vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire. Loolu mooy tax boo nekkee en club à chaque fois sélection bi buy jege si tu es tout excité parce qu'à chaque fois tu as envie nga ñëwaat retrouver tes copains tellement que l'ambiance elle est saine, elle est bonne. Donc loolu yëpp après itam dafa logiquement dafay feeñ ci terrain bi parce que bu ñu yàggee football mooy tax tey moom day xam man yan ballon lay bëgg mooy yan ballon lay bëgg mooy passe ak yooyu. Alors voilà, la réponse c'est mon idée. Voilà donc question bi ma bëgg a poser Pape Alioune Ndiaye gis nañu ni kii avant la Coupe d'Afrique tu faisais en tout cas office de joker ci biir équipe bi et je pense quand on a été au Gabon si suñu deuxième match je pense contre je sais plus contre quel autre pays contre Mozambique quelque chose comme ça Zimbabwe quelque chose comme ça voilà donc je pense que si la ñuy ñëw dugal la je pense bien alors contre Tunisie contre Tunisie justement tu as titularisé je pense bien voilà nga ñëw def un travail remarquable avec l'équipe donc le match d'après je pense que si nga gën a jël galon donc ci diggante bi lan moo changé par rapport ak sa jaar-jaar bi nga xam ne am nga équipe nationale ak Turquie bi nga xam ne fa nga ne lan moo changé ci diggante bi ba tey jii nii ñu bëri gis na ni que actuellement war ngaa mën a occuper une place de titulaire indiscutable dans l'équipe parce que saa yoo duggee aussi on voit qu'il y a une fluidité en tout cas dans le jeu de l'équipe nationale du Sénégal wax ñu ci diggante bi lan moo changé pour en tout cas amener ce déclic qui fait que actuellement Pape Alioune Ndiaye reste un des éléments essentiels dans l'entrejeu de l'équipe nationale. Bon c'est très simple déjà bon duma gan ci équipe bi peut-être li ma daawul woon jouer moo bëri mais à chaque fois dama daan ñëw après pour être franc à chaque fois su ma daan ñibbi j'étais frustré. Mais attention frustré au bon sens du terme c'est-à-dire tu fais des je pouvais faire mieux. En tant que compétiteur ngay def ay kilomètres yu bëri mais soo ñëwee doo jouer mais heureusement une semaine la woon après nga delluwaat sa club donc man bu may ñëw ci CAN bi je me suis dit su yàlla defee lu ñuy ñaan ça va être pour une durée d'1 mois franchement ma toog 1 mois joué wu ma ko vraiment ça va être lourd quoi donc intérieurement je me suis dit ok je vais pas du ma egsi sur la pointe des pieds man je pars pour jouer donc je pense que foofu la déclic bi jógee au niveau de l'état d'esprit après avec ma famille tu vois mon papa j'ai la chance d'avoir un papa boo xam ne ci milieu bi la nekk mentalement mu renforcer ma mes frères mes amis tout ça xam nga sama entourage ñoom ñëpp ñu booster ma et puis c'est parti de là. Voilà. Alors peut-être Ndiaye nga baal ma quand on a été à la Coupe d'Afrique mooy après l'élimination contre le Cameroun c'est vrai qu'en certain moment les gens ont pensé que véritablement Sénégal par rapport ak li nga xam moom la wone woon contre je pense Algérie man j'ai rencontré en tout cas au stade des gens de la CAF qui avait dit que voici l'équipe qu'il nous faut pour représenter dignement le Sénégal loolu la ñu wax donc du coup yaakaar naa ni bañ ko defee ñëpp gis ni que Sénégal tey jii taxaw na pour mën a jël li nga xam moo di Coupe d'Afrique des Nations mais malheureusement contre toute attente bañ àggee quart de finale ñu éliminé ñu donc c'était contre le Cameroun je pense bien le Cameroun nous a éliminé mu doonoon quand même ngoon gu metti parce que man jour boobu maa ngi woon ci zone mixte bi doon def les interviews d'après match mais j'imagine que la situation dans les vestiaires quand même méttoon na trop. Non waaw loolu moom je pense que c'est tout à fait normal parce que franchement on était vraiment très déçus c'est-à-dire ñun ci scénario yu ñu doon imaginer yëpp musuñu xalaat ne Cameroun mën nañu éliminer c'est-à-dire on était pas arrogant mais on était vraiment confiant pour ñun Cameroun y a pas moyen pour mu jàll suñu kaw donc malheureusement voilà. li mu nekkoon ñoo xamante ne duñu enfin ay professionnels lañ mais le fait que équipe type bi ñëwul que beneen équipe lañ jël defar ko parce que ñee dañ doon laaj ay prime moo taxoon ngeen dem ak confiance boobu wala équipe bi ngeen sentiroon que ni équipe bi war na mën a jël Coupe d'Afrique comme ni ko Sénégal. dañuy respecter suñu adversaire yëpp mais en tant que professionnel on n'a pas le droit ñuy minimiser suñu ay adversaire c'est sûr mais comme ni ko coach bi daan waxee ñun dañ doon préférer di on se disait que suñu
suñuy adversaire ñun la suñu bopp. Donc si on est à 110% de nos moyens, quel que soit l'adversaire, on doit être capable d'aller au bout. Donc état d'esprit boobu lañ doon demee. Donc loolu. Alors Pape man am na. lan moom manqué woon ngeen gis ni échec bu amee ci football moom vraiment. fu ñu seet ko dañuy toog am na lu tax. càmbar ko ñu gagné ñu. lan moo manqué woon et puis une occasion aussi ñu évaluer coach. du bàyyi équipe yàgg na fi ñu def na fi 2 ans et quelques. lan ngeen mën a évaluer Aliou Cissé après échec gu CAN bi ak yeneen 4 matchs yi. Non, je pense que t'es avec le coach, je pense que man sama avis personnel qu'il est en train de faire un travail remarquable. Bien oui. Man personnellement ce qui m'a le plus frappé mooy au niveau de l'état d'esprit, c'est-à-dire tey dañuy aborder suñu match yi ak beneen état d'esprit boo xam ne ñun pour ñun ku ñu dajeel ñoo la mën. C'est important. Parfois nit yi comme match Ouganda bi les gens étaient un peu déçus mais ñun tey par rapport ak ce qu'on a travaillé dans la semaine il y avait de quoi être fier parce que lu nga xam ne ñu ngi ko doon travailler à l'entraînement jot nañ ko gisaat ci match bi donc te loolu yëpp coach bi moo koy mettre en place donc culture gagne la ñuy imposer à chaque fois et je pense que c'est très prometteur pour la suite je pense que Ghana mën na renforcer par rapport à ça. non comme Papa Ali ni mu ko waxee rek ñun ñëpp xamoon nañ ni par rapport ak CAN 2015 bi ñu defoon bii da nga doon sentir ni loolu tax CAN bi gën ñu métti quoi parce que da nga doon sentir ni groupe bi amoon na cohésion boo xamante ne mënoon nañ dem fu sori parce que amoon nañ joueurs yi ba pare solidarité boo xamante ne waxtaan nañ ko suñu biir avant compétition bi commencé am na lu ñu daloon ci CAN 2015 bëgguñu woon mu dal ñu maanaam ñu éliminer ñu ay premier tour te loolu foog mu ànd ak comme par exemple Pape bu football man ma football même su ma nulee sax moom day ñëw encouragé ma ne ma booy garaawul beneen match bi mooy dax xam au lieu que ni comme par rapport ak CAN 2015 bi boo football kenn ki football s'il est pas bon tu es derrière lui à dire ah il est pas bon yooyu yëpp dañ ko dindi parce que loolu dafa amoon ci CAN 2015 bi. non loolu souvent day am ci équipe bi te loolu moo nekkoon suñu échec bu bëri mën naa wax ci équipe nationale bi. mais amoon cohésion en 2015 voilà loolu mooy différence bu mag bi par rapport ak suñu équipe avant bi ak équipe bu léegi. ñëpp a booloo nekk benn sa copain buy football nga gis ni nekkul sax da nga koy encourager pour mu dugg ci match bi xam nga loolu moo ñu may ñu sori ci sori ñu. mais techniquement naka ngeen di expliquer par exemple échec bi am en Coupe d'Afrique contre le Cameroun équipe boo xam ne dafa ñëw taxaw footballul. mais loolu yomb na efficacité rek bu ñu dugaloon rek match bi jeex. parce que football bi ñu ngi ko doon def défense bi ñu ngi ko doon lépp lu ñu waroon daal ñu ngi ko doon def bu ñu dugaloon bii bi rek match bi jeex na loolu lekk ñu manqué woon na. Idrissa, moi j'ai une question. Il y a des rumeurs qui disent que Chelsea daf la bëgg a jël maintenant est-ce que c'est vrai si c'est le cas est-ce que tu es prêt à y aller sachant que N'Golo Kanté mi ngi fa di jouer au même poste que toi. ni nga ko déggee defe naa noonu laa ko déggee ci presse bi de parce que. yéen transfert yi doo leen ci nangoo wax dara heure bu leen waxuñu leen ko laaj. éclaircir suñu long terme ko bu yàgg. non sérieusement nag dégg naa ko ci presse bi nii rek xam nga samay xaritam woo nañ ma ne ma gis nañ ko ci presse bi mais man daal contact direct bi. bi tax ñuy wax voilà amaguma ko donc du lu am quoi. mën naa am na yëgagu ko ci N'Golo Kanté moom laa bëggoon ñu wax ci tuuti moom dañ day méngale ak moom. Et c'est un très bon récupérateur. Alors tu penses que yow tu as un pouvoir de faire plus que lui alors que yaa ko remplacé actuellement tu as un pouvoir? non man moom remplacé wu ma kenn. N'Golo ñëpp xam nañu c'est un très grand joueur. il a fait des super choses avec Chelsea ak Leicester daaw. comme ni ma ko yàggee waxee journaliste yi à chaque fois man nekkuma concurrence sax N'Golo quoi. man sama concurrence sama bopp. lu may jéem a avancer à chaque fois ma remettre en question. lu ma def lu baax lu ma deful lu bon xool samay vidéo yi xool nu ma jëmee ci kanam loolu daal moom amoon solo. statistiques yi ñoo leen di concurrencer. parfois waaw dëgg la moment ci saison bi am na moment bu nga xamante ni talonné nga ko bu baax. moom 100 tackle nga bokk ci Big Four yi 5 joueurs yi nga xam ne ñoo ëppale ay tackle ci championnat bi. ba surtout ay nombre de match nombre de balles de récupérer balles yi ngay récupérer moo tax du concurrence directe mais plutôt statistique yi ngeen joué surtout ngeen bekk ci même championnat ay concurrent ngeen. donc c'est des exploits quoi. loolu dëgg la xam nga statistiques yi ñoo tax ñu jegantoo max moom gars yi souvent dañuy comparaison bi am na dëgg la mais concurrence bi laa wax man defuma ko sama bopp quoi. yow yaay sa concurrent wu bopp daal. voilà pourquoi Gana Angleterre li tax ñu lay woowee Gana. parce que sama maam lañ ma tuddee mi jur sama pap moom génn àdduna bu yàgg nag. moom lañ ma tuddoon Idrissa Gana Gueye. xam gars yi xamuñu woon Gana bu baax tamit moom laa bëggoon def benn. moo tax France nga def Gueye bi Angleterre nga def Gana. non même avant France sama dernière année bi si laa commencé def Gana bi tamit. te xamul sama maam bu jigéen moom
moom mooy sama jabar quoi. waaw sa chéri kontaan. kii dafa nabaate moom day seetaan aussi dafa sonn si man nag day seetaan sama match yëpp tout le temps rajo bi moom bu ko mënul seetaan sax rajo bi tout le temps mi ngi tàkk voilà. ma amati rek benn question bu ndaw pour Pape. xam nga ñoom dañuy lekk seen rubrique bëgg a lekkaale rubrique ko jàmbur yi lii lañu nekk léegi bu 1h du matin jotee ñoo may njëkk a xool ban heure lay jeex. non benn affaire bu ndaw rek laa bëgg a laaj Pape Alioune dama ko bëgg a laaj est-ce que un jour on peut voir Pape Alioune dans un club anglais. waaw franchement tey c'est d'actualité parce que ñi ngi liggéey ci loolu. mais voilà am na tam yeneen man comme je l'ai toujours dit c'est vrai que tey l'Angleterre c'est dafa nekk un championnat boo xam ne dafay tenter toujours. en tout cas képp ku bëgg a jouer ci niveau bu high da nga fay bëgg a dem mais man musul nekk c'est-à-dire une obsession pour man. man dama bëgg juste continuer à progresser man loolu mooy le plus important pour man. donc tey que ça soit l'Angleterre wala dara damay chercher juste un projet boo xam ne dafay nekk ci continuité wu man li ma nekk di def nii. donc tey par rapport à ça tout ce que je peux dire moi je pense que dinaa changer club nii. fan nga jëm. non dinaa changer club duñ la ko wax dinaa changer fan nga jëm. waaw loolu daal laa mën a wax fu mu toll nii. da ngay jóge Turquie. da ngay jóge Turquie c'est ça la question. da ngay jóge Turquie. dinaa changer club laa wax. waaw mais ndax da nga jóge Turquie c'est ça la question. Espagne la. joxal club. non jox ñu exclusivité bi rek. joxal tur bi joxal tur bi. xas nga ba toj buñ bi tey. xoolal wuy ma joxal info bi. boo ko waxee fii ñun duñ ko wax kenn. fii la yem ci sunu biir. fay leen micro yëpp. Bijou je suis pas né exclusivité la ñu bëri. léegi nañ ko pàcc da nga jóge Turquie wala tu restes en Turquie. dinaa changer club. waaw non loolu kay leer na. léegi est-ce que le club bi ngay dem. ce sera ci championnat turc bi wala championnat beneen dëkk lay doon. pour ñu am au moins une évolution de l'information. quand même l'info c'est tu vas changer de club. d'accord dans quel championnat mën ngeen bañ jox dëkk bi bañ jox kii mais est-ce que tu vas rester en Turquie. oui parce que vraiment ba nga xamee ñu doon ñu ko wax ko si jarul. tamit ni ñu vraiment. non li ma ci wax sax bëri na. non mais li ma wax leer na mooy ci continuité li ma doon wax rek. mais tu vas vers un club beaucoup plus prestigieux. forcément. ok très bien forcément très bien. très bien waaw day changer club. parce que tey jot naa sama avalu ay dirigeants que bon ça devait se faire bi ma nekkee ci CAN bi transfert ba le passé mais après dañu bloqué woon sama transfert. mais là jox nañ ma. parce que je leur ai dit clairement que tey pour ma progression. faut nga quitter. voilà j'ai énormément de respect pour mes coéquipiers mais tey il faut que. waaw ak prime beeg ñun dañ ci am 10%. laaj ko 10%. ay yëfi technique ngeen di waxtaanee soo nekkoon di choisir entre Angleterre France Espagne ak Italie. quel serait le championnat de ton choix fan nga bëgg jouer yow. non man franchement très sincèrement sans aucune prétention man je pense que je peux m'adapter ci championnat yëpp. mais fan moo la gën a. xam nga ñun mën nañu ñëw quartier général dem yeewu leen dem sport à la une. mais am nañu préférence tey quartier général moo nu gënal fii la ñu ñëw ràcc. fan nga jëm yow. yomb de. non loolu laa lay wax xam nga tey su ma xalaatee noonu damay juum. lépp ça dépend ci projet wu club bi. c'est-à-dire tey man bi may jógee Norvège di dem Turquie amoon na tey ay possibilités yu bëri. mais tey bi ma waxee ak waa Osmani Sport projet de club boobu projet bi moo gënoon alléchant pour man. moo tax j'ai pas hésité ma ne amoon naa tey ay possibilité dem ci ay club yu gënoon uppé mais man ma ne bii laa sentir. donc tey aussi ça va être ci loolu lañ nekk instant yi par rapport ak tey offre yu ñu am yëpp on est en train de réfléchir. bëggoon ñu jox ay orientation ci offre yi nga am. non mais wax naa leen que mais forcément dina am dara nga fi wax li ma wax dala arrangé wu rek. parce que tam une info on la donne pas à moitié. elle est complète ou on la met. on la garde pour soi. parce que man su ma xëyee ma bëgg a bind. Papa Ndiaye va changer de club. bon ok pour qu'on avance donc maintenant on fait comme si j'avais rien dit. ah dëgg la. delloo ñu suñu musuwaat bi nga bon il va le dire après il le dira plus tard. Oui, voilà, on va revenir sur ça. Bon, il va dire ça après publicité yi ah. après publicité yi. je devine que Angleterre lay doon je l'évite. bon yow Angleterre nga wax Fama waaw yi. man Italie. comme il est lié à Idrissa donc comme il est lié à Idrissa. Birane ñëw na.
comme il est lié à Idrissa. léegi kon dara bàyyi ma man Manchester laa wax Pape léegi Cheikh. en attendant qu'on règle ce problème là est-ce que dina dem wala du dem ban club lay dem ban proposition la am. lekk na avance wala lekkagul avance. Regardons cette page de pub et puis on se retrouve juste après.